jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mënti nekk rek di saxoo déglu émission bi nga xam ne moo di émission askan bi ñu ngi lay jox loxo di la nuyu ak tamit ñëpp ñi nga xam ne daanaka ñoo ngi ci bitim réew ak ci biir Sénégal wërngal képp ni ñu ko daan defee rek samedi wi bu waxtu wi jotee ñu fas yéene ànd ak àdduna wërngal képp ci liñ leen di ndikk ci waxtaan comme niñ koy defee rek léeg-léeg ñu dara gan ak ni ki mel waaye teewu tey dinañu waxtaanee tamit daanaka li nga xam ne moom daal ërëm na ba léegi askan wi kon nag mu doon jàqare boo xam ne ba léegi nañ ci amut pexe wala daal nañ ci war a def ba wàññi mbir mi xam naa nag ñu bëri danañ jàpp ni nag loolee lañ cee waxtaanee waaye nag tamit foog ñu waxtaanee ci mu jëm ci wàllu ba léegi ci mbas mi mbokk yi kon dañu fas yéene ànd ak yéen ndaxte defoon nañ ko samedi bi wees waaye nag dañ ci continuer ndaxte nag gis nañ ni ba léegi évolution amu ci. est-ce que li jëm ci wàllu pexe yi ñu naloon pour rek aar askan wi loolee dafa am foo xam ne dafay sooxe li jëm ci wàllu prise en charge domicile à domicile bi ñoo ngi ko doon wax est-ce que tamit li nga xam ne moo jëm ci askan wi nu ñu war a jëlee matukaay seen wàllu jëlu matukaay ci foofu la sooxe wala est-ce que mu doon loo xam daal daanaka fu mu ne nii ba léegi ñoo ngi cay wax te léegi di ci kati kàddu ba léegi te ba léegi daal mbir mi yéeme na lool ndaxte nag. di nga dégg sax léeg-léeg ñu ne ñi nga xam ne ñoo ci daan duggal seen loxo da nga leen ca déggatul mu doon ñi nga xam ne ñoo di mairie yi wala sax lii di bàjjenu gox yi ci wàllu lii di réponse communautaire yi wala sax association yi ndaxte gisoon nañ fii daal ay jamono ba mbir bi ne kët ni joon a taxaw commencé sonal engouement bi ci nit ñi amoon di ci xeex waaye nag dañoo dem ba ci biir rek dafa melu daal mil mi ñu bëri dañoo wàcc seen loxo rek bàyyi ko ñenn wala sax ñenn ñi nekk ca te ñeneen ca duñ leen ci dimbali te mu doon loo xam ne daanaka daal mbir mi dañ ko war a songook doole songukaak ñëpp loolu nag mu doon loo xam ne tey ñu indiwaat ko waxtaan wi ca nan la ñu war a def ci fànn woowu ndaxte nag gis nañ ni lii nga xam ne moo di prise en charge à domicile yi ndaxte jamono ji gis nañ ni tamit loolee est-ce que bokk na ci loo xam ni dina régler situation bi ndaxte ci jëm wàllante gi ci biir kër yeeg ak suñu mode de vie ak yeneen ak yi nga xam ne daanaka ñoo ngi ci kër ya ni ñuy saafonteewoo ki nga xam ne sax dafa feebar toog fa tamit nu muy def ba mën a téye boppam ba kenn du mën a am contact ak moom ak yeneen est-ce que du yooyu ak yeneen yoo xam ni bokkul ci li nga xam ne mooy yokk ay question la yu ñuy posé waaye tamit bokk na tamit la ñu waxtaanee jëm ci est-ce que tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu réponse gouvernement bi ndaam ñoo ngi wax ci wàllu vaccin bi dëgg la waaye tamit balaa boobu est-ce que tamit li jëm ci wàllu askan bi nu ñu war a taxawoo moo ngi motee bu baax a baax yooyu yëpp di yoo xam ne rek bëgg nañ ko indi ci waxtaan wi tey ci 88 628 98 98 gannaaw nag bu ñu gërëmee bu baax pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xam ni mu ànd ak yéen ci waxtaan bi di leen ko baaxee ak tamit ñi nga xam ne ñoo di waa ONAS kon nag ci li nga xam ne moo di émission bi di seen émission loo ci xam 88 la 628 98 98 mbir mee ngi gën di tar waaw kon nag daanaka nit ñi ci li jëm ci nañ ko war a xeexee est-ce que tamit ci wàllu lii di nguur gi ci wàllu stratégie ñu teg ñooñee moo ngi dem wala sax est-ce que ca feneen fi nga xam ne moo jëm ci wàllu réponse communautaire tamit la ca war ñoo ngi koy def ba mu matee sëkk ñu jël ko ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. kii Moussa Thiam. naam. honorable député la de Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari. ñu ngi lay ziar sëñ Mor Niang. ñu ngi lay nuyu Moussa di nuyu auditeurs yëpp di ñaan réew mi suñu borom yore jàmm te dara la ko doyewul yàlla dolli ñu jàmm Moussa ba pare te saare ko ci biir réew mi. amiin di ñaanal Sénégal yëpp yàlla jëlee fi mbas mi. amiin teel a musal ci musiba yi ak balaa aar réew mi jëlee ko ci àdduna bi yëpp rawatina murid yi nga xam ne Moussa ñu ngi ci seen saale di déglu Sud FM. ñoo ñëw bare Sénégal lañ ay patriote pire. ci affaire kii bi nag gis naa benn fële ci région yi gouverneur bi moom def na lañ may njëkk a piqué. waaw xam nga kooku vrai patriote la. moom dafa engagé wu ne mënu may sensibiliser nit ñëpp génn man ma taxaw fee arrière. waaw loolu maa koy félicité nag. mais man tamit damay wax chef de l'État gannaaw yii fii dafa xew ñoom ñoo war a conseil des ministres. moom mu njëkk a pikiru boole ko soxnaam ak ministre yi fa nekk yëpp. ñu dalal xelu réew mi. waaw. Moussa coow li muy bari xel yi ñoo dalul. dëgg la. nit ñi nañ ko wax te yàlla tax.
xel yi bu ñuy li leen di dal mooy président ak njabootam ak ministre yëpp conseil des ministres arrêté ko ñu def télévision bi yëpp direct ak rajo bi. ñu ne président ngi piqûre ak ministre yi fa nekk yëpp ba ci garde yi ci bunt bi yëpp ñu piqûre. dem assemblée nationale Moussa Fagnès génn taxaw ñu ko ne ko ci télé bi. ñoom ñëpp ñu piqûre. dem jëli Idrissa Seck mi moo piqûre ci kanam ak conseil yi mu fa àndal yëpp. jëli Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp ñu piqûre. day dalal réew mi seen xel. dëgg la. mais bu fekkee da ngaa bëgg a bàyyi askan wi ñuy piqûre yoo piqûre woon nit ñi dañ naan maa ngi comment def. te loolu warul mën a nekk feebar bu nga xam ne am na lu koy faj. nañu xool li koy faj lu mu doon ñu indi ko ci dimbale Sénégal yi africain sonn nañ doy Moussa. dëgg la yow mi dëkk si banlieue bi gis nga ne lekkatuñu naanatuñu état d'urgence couvre-feu. parce que lu sonn nañ. man si banlieue bi laay jóge yorum oto yorum ma damay doxal sama tànk. te man ku ma wegg rek da ngaa rep yow maa yow gis nga li ñuy dajee ci terrain bi. ñaata la ñuy dajee Moussa te da nga ma gis may doxal sama tànk. dëgg la waaw. waaw man askan yi moo ma soxal dama dugg ci biir nit ñi xool li ñu def bu ma ko defee bu ñu jàmb di ëpp yi ma ñëw dugg ci rajo bi wax. dëgg la man kenn du ma weddi man moo ñam ku ma weddi rek xamoo ma. waaw loolu daal laay sas président na def arrêté conseil des ministres bi ñu filmé ko RTS ñu taal ko synchronisé rajo yi télévision yi. ñu ne président ak membre du gouvernement bi yëpp pikiru nañ. nit ñi seen xel tal. dëgg la. waaw mais balaa boobu nu ñu war a taxawoo ndaxte nag gis nañ ni léeg-léeg ñi nga xam ne sax daanaka dañuy amee feebar bi te nekk seen i bërëb seen i kër ñooñu tamit nan la ñu war a taxawoo. mais yow Moussa yaa ngi gis lu tollee Touba Mbacké ñeenti lal moo fa am. ñeenti lal. yoo xam ne nag pour feebar bi laa wax waxuma yeneen. feebar bi laa wax. feebar corona bi ñeenti lal lu toll ne commune département Mbacké. yëpp ba Touba Mbacké yëpp benn ñeenti lal la fa am. beneen bi gis Moussa feebar bi ni mu garaaw ba pare metti ba pare yow kër yi banlieue bi gis nga ni ñu xate ñu denc leen fanaan bu ngeen amee bu ngeen feebar da ngeen toog xaar ñu wooyu médecin yi ñu ñëw Moussa loolu dafa xel mën naka xalaat bu nekk ñu defar hôpital yi nga xam ne Abdoulaye Wade defaroon na ko fële yeneen yi nga xam ne tamit président bi ñëwee la ko def ñu renforcer lal yi yokk leen mais demal rester chez vous boo feebaree tamit ñu ne rester chez vous médecin yi ñëw fekk la fa yow kër yi njaboot yi nii fan ngay denc malade waaw yéeme na de. non xam nga yow moo tax noonu ay intellectuel leen dund dañu ngaa quand même jàng nañu. duñu la ñoom nga buñ ne meilleur ministre de la santé. nga dem fii ci wax Médina Dakar ñu wane seen hôpital ba ay bâche yu ñuul yi lañ fa bâche. Médina Dakar rek laay wax ku ma weddi rek ñëwal ci man. hôpital ba ci boobu nag ay bâche yu ñuul yi lañ fa bâche. nga ñëw commissariat bi saa may mën a mbay gi may woote chaque jour. boo fa ñëwee actuellement ni fu may waxee poste de santé ba amuñu sax comprimé ñu naan beneen bi jël amuñu sage-femme d'État kooku boo fa feebaree feebar bu mel nii fan nga jëm. yéeme na ak télé bu bon boo xam ne diggante Louga li ngeen gis nga ko rajax dafa nekk boo feebaree feebar bu métti bi foo jëm. d'accord ak pënd bi nekk Yoff gi Yoff fii rek may terminé Yoff ak Malika. pënd ba nekk Malika kese laa la xam Moussa Yoff feebar la boole ko mbalitu Malika moomu ñuy wax. dëgg la jërëjëf. xoolal yooyu yëpp boo ko bëggee boole. jërë ngeen jëf. ñoo ngi lay gërëm sant nañ la Mor Niang Mbacké Bari kon ñu xaar keneen ci 88 628 98 98 ndaxte nag mbir mi moom ci taay di wax ñu jël keneen ci asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mr Moussa Thiam El Hadj. naam. Diop na nga def. Diop ça va yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah di la nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay. di ñaan yàlla saafara mbas mi te muccal ñu. amiin waay mais Moussa man daal li ma gis ci Sénégal mooy. seen stratégie bi ñu jël moo baaxul quoi. te la ma la waxoon keroog laa lay waxaat y a des dossiers politiques derrière ce couvre-feu là. couvre-feu bii ni ñu ko doxalee moo baaxul. parce que. mais pourquoi nga ne comprendre couvre-feu bi. desu politique bi. lu tax nga ne desu politique parce que man gis naa borom xam-xam yi ñu ne ñoom même bu nekkee couvre-feu bi mën na régler mën na sauver 2 personnes jar na ko bakkan 2 personnes. non mais Moussa xam nga problème bi mooy bëccëg gi te nit ñi. il faut que ñu dem di liggéey di am lu ñu lekk. xam nga war nañu sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ne mooy mesure barrière yi. ba pare état fexe ba nit ñi dootuñu def yenn rassemblement yi ci oto yeeg ci marché yeeg. ci yeneen yi nga xam ne fi dajaloo bi. parce que dajaloo bi mooy problème. dajaloo bi mais couvre-feu bi guddi gi ñuy génn bariwul. te léegi yow couvre-feu boo xam ne couvre-feu partiel la couvre-feu boo xamante ne da nga bàyyi da nga def couvre-feu zone Dakar Thiès. mais la zone de Diourbel. la zone de Saloum Sine Saloum. Ndiambour. mais affaire baa ngi propagé wu foofu. donc affaire bi loolu du moo koy réglé. soit da ngay def confinement total. nga jël xaalis comme ni ko européen bi defee. jël xaalis jox nit ñi ñu toog
pour quelque temps voilà bu ko defee ñu xam ne yow mii kii nga xool. mais couvre-feu partiel boo xamante ne sa waay. da nga jël benn zone ciblé leen yeneen zone yi nga bàyyi leen nit ñi di dajaloo guddeeg bëccëg. waaw zone loolu day gën a propagé wu rek. d'accord mais boobaag léegi gaa ngi gis kaa yaa ngi gën di yokk. oui c'est bizarre oui. te Sénégal dafa mel ni boo motul léegi dina raw Afrique. ah yéeme dina raw ci dëkk yi dina bokk ci dëkk yi gën a raw ci Afrique. yéeme na trop. waaw. fii dëkk Europe yi ñu ngi fii fi la affaire bi gën a bare mais nit ñaa ngi jël mesure barrières yi di dox seen soxla di jël seen di def même seen liberté sax kenn privé wu leen ko. kenn privé gis nga démb fii tous les Sénégalais ci dëkk Europe yi. manifester nañ jox nañ autorisation ñu manifester te fii la affaire bi gën a bare te fii la nit ñi gën di deewee. Sénégal fi mu nekk nii privé nañ leen seen liberté yëpp kenn dootul manifester kenn dootul yëngatu. d'accord ñu profité ci couvre-feu bi. ok mais il faut qu'ils prennent des mesures. man ci wàllu prix gis nañ ni tegoon nañ fi ay stratégie ñoom jàpp ni dëgg la lal yi moteewul ñu bëri ñu am ñu jàpp ni sax ni donc ñoom seen lal mate na yenn structure de santé waaye teewul tamit ba tey ñoo ngi def en prise en charge à domicile ci fànn est-ce que jàppoo ni foofu tamit war ñu ko gën a joyanti ci maanaam pour rek ndaxte nag gis nañ ni ñun ni ñuy dundee feebar soo déggee nit feebar na sax léeg-léeg nga ñëw seeti ko waaye nag waaw yooyu yëpp ak ceeg yooyu. mais Moussa ci loolu la ñu war a jublu gis nga. prise en charge bi dañuy génne xaalis bu doy. ci service de santé yi ñu jël ci ay mesures yoo xamante ne danañ prévoir ñi nga xam ne moom la ñuy jël en charge. xam nga keroog maa ngi dégg benn sage-femme boo xamante ne dafa faatu ngir problème mu oxygène. oxygène oui. mais Sénégal bu ñu demee ba am problème oxygène. oui. mais loolu dafa doy waar. oui. nu mu tuddati comme 400 et quelques personnes yoo xamante ne ñu war a def dialyse yoo xam ne amuñu place. oui. mais bu fekkee da ngay faj da ngay woo nit ñi kat nga wóor ne da ngay faj nga jël affaire bu sérieux. institution yi nga xamante ne amul benn njariñ nga tas ko. woo nit ñi jox leen loxo ba kuréel politique yi ñu teg ko fële ñu joxoon ko loxo àndandoo xeexandoo. bu ko defee ñëpp associé ci xeex bi ñu xeex li ñuy xeex. léegi su fekkente ne yaa ngi ne da ngay xeex mbas. ay institution yoo xam ne amul benn njariñ benn réew mi nga bàyyi ko muy dox. Sénégalais yi nga tëj leen ci benn côté amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan. mais Sénégal il faut ñu uti ko. infrastructure de santé yi y a rien. manque de personnel bi. bi ñu yow fi mu nekk nii bi ñu affaire bi commencé waroon nañoo prévoir ne comme lii bett nañu nañ jéem a xool ay hôpital yu ñu tabax. mais jéemuñu dara. très bien il faut ñu jéem a affaire daf ñu wan loo xamante ne il faut ñu jël ci xoolaat suñu bopp xam ne kat am nañu ay failles yoo xamante ne dañu war a daf ñu jàngal loo xamante ne war nañu jël ay mesures yoo xam ne li bu dootuñu dal wala bu ñu dalee tamit dina xam ni ñu koy déggoo. jërëjëf Diop ñu ngi lay gërëm sant ñu gërëm ko sant ko sëñ Diop ñu kon nag ñu waxtaan wi leen di indil tey nag ca li jëm ci wàllu daal taxawaay askan wi jëmale ko ci mbas mi ndaxte nag jàpp nañu ni situation bi ba léegi daal évolution amu ci wala sax ci wàllu li jëm ca nuñ ko war a xeexee ba mu wàcc naam bu nekkee kër docteur Ciss ñu ngi lay nuyu waa kër docteur sonn nañ lool ci taxawaay waaye nag teewul bis bu ne rek muy gën di tar ci fànn woowu kon nag mu doon loo xam ne daal lu yéeme la jëmale ko nag ci ñi nga xam ne daal ñoo ŋànk mbir mi ñuy laaj nag taxawaay askan bi nan la war a gën a mën a doon ndaxte nag gis nañu daal bis bu ne li naam bu nekkee ñoom ñoo ngi waxtaan di def ay këb nii waaye tamit ñi ci war a dugal seen loxo ñëpp est-ce que ñu ngi ciy dugal seen loxo 88 628 98 98 daanaka daal liñ daan nemmeeku rek lañ nemmeeku naam bu nekkee démb rek tey am na coppite tuuti waaye nag teewut ba tey rek mbir mi ngi fii kon nag dégg ngeen tamit ca ba muy jeexal di daan rey kàddoom li mu sàkku ci askan wi ca ñu gën a sàmmonteeg li nga xam ni moo di daal takk masque yeeg ak raxasoo ak yeneen nag ñi ci jëm waaye tamit ba tey loolee mooy sax sabab waxtaan bi ndaxte gis nañ ni naam bu nekkee léeg-léeg ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci fànn wu waaye teewut ba tey daal ci askan wi wala ca fenn fu muy daal sooxee ndaxte nag gis nañ ni lu tax mbir mi di gën di tar naam bu nekkee dëgg la nguur gi ñoo ngi def seen kéemtalaay kattan ñi yor waa kër docteur ndaxte nag dëgg la hôpital yi bëri na ay malade kon nag naam sax bu nekkee ñu bëri ñoo ngi wax ne dañ leen di téye à domicile dégg ngeen ko fa di leen toppatoowee nu mu waree waaye tamit
askan bi nan la war a taxaw ñooñu ak tamit ñooñee tamit si biir kër yi nan la ñu war a mën a organiser wu pour rek li nga xam ne moo jëm ci wàllante gi daal gën a wàññeeku gis nga ca bërëb yu bëri nga xam ne daanaka daal ñoo ngi fay dajaloo léegi daanaka daal takk masque bi léegi c'est obligatoire mais mbir mi boo tey moo ngi tax nag di dëgër bopp rek tar taxaw fii kon nag loolee tamit ñu gën taxawut ku laaj askan wi lu war a loolee ak tamit nan la ñu war a gën a mën a taxawee gën a mën a xeex jafe-jafe yooyu 88 la 628 98 98 boo leen bëggee bokk ci waxtaan wi si seen émission loo ci xam. asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum El Hadj Moussa. waaw Souleymane ñoo ngi lay nuyu. man de Souleymane na ngeen def. sant alhamdulilah. alhamdulilah. bisimilah bëggoon bokk ci débat bi rek. ay ca waxtaan wi ca. donc Moussa am na loo junj sànq lu am solo moom mooy prise en charge à domicile bi. donc man personnellement gëm naa ni que effectivement même bu fekkee moom moo yokk cas yi quand même cette prise en charge il y a beaucoup contribué quoi. parce que comme ni nga ko waxee ñun suñu dundin c'est pas propice vraiment c'est pas favorable à cette prise en charge. xam nga Sénégal kër yi mel nañu xatee par exemple. et puis nit ki bu feebaree imagine le scénario nga nekk ci kër benn mag feebar fa wala benn xale feebar fa xam nga da ngay rapidement da ngay gis tout le monde est autour de lui. dégg nga bon dëkkandoo yi dañuy ñëw di nuyu si bon c'est vrai que même loolu sax bu fekkee wàññeeku na maintenant les gens sont beaucoup méfiants. et puis bon da ngay xam boo nekkee mag nga feebar yenn saa yi da ngay jóg naan da ngay doxantu ji des trucs comme ça. bon et puis feebar bi ni muy wàllee la. nu muy wàll la parce que bu ñu la isolé. ñu waxee dañ lay isolé da nga war a am néeg. waaw dégg nga say li ngay jëfandikoo li ngay kuddu yi ngay lekkee. plat yi ngay lekkee dafa war a nekk yow rek yaa ko war a utiliser. dégg ki lay servir à manger à boire aussi bon ben moom buy dugg ci néeg bi pour indil la ko dafa war a am nu mu war a comporter woo aussi. donc les conditions ne sont pas vraiment réunies. ñu waxante dëgg. donc kooku bu ñu xoolee côté boobu dinañu xam ni que effectivement ça a beaucoup contribué à l'augmentation des cas au Sénégal kooku moom c'est clair. parce que dañuy changer complètement stratégie xam nga bu njëkk ba da nga doon feebar. waaw gars yi ñoo jël si la. jël si la seen ay tenue ba bon ñëpp naan dañuy jël si nit ñi rafetul. waaw. yóbbu la par force hôpital wala yóbbu la ci benn hôtel isolé la foofu. mais on aurait dû quand même continuer avec cette stratégie au moins. waaw oui. mais dañu xëy rek bon. parce que mais est-ce que jàppale parce que il paraît que ñoom lu ñu wax ni mooy naan maanaam loolu tamit c'est des coûts te nit ñi war nañoo mën a tamit fajoo ki seen kër te du. oui Moussa. oui Moussa c'est des coûts mais quand même ce qu'il fallait faire c'est demander aux gens est-ce que ils sont capables. est-ce que chez eux ils réunissent les conditions parce que du ku nekk moo mën fajoo toog këram. am ñi nga xam mën nañ ko ñi nga xam ne ils habitent seuls ou bien ils habitent dans un endroit kër bi nga xam ne am na espace mais ñi nga xam ni bon ils habitent en famille tout ça kër bu xat kooku bon c'est pas possible effectivement ñëpp ñu ngi à l'hôtel ça a des coûts ben on a déclaré une guerre guerre nag moom bon malheureusement c'est comme ça. D'accord. Et puis actuellement les hôtels sont vides oui. Les hôtels sont vides parce qu'il n'y a pas de touristes. Ça aurait même permis aux hôteliers d'avoir de compenser, xam nga. Ouais. C'est yenn kii c'est une partie quoi. Tu vois. Donc il y a aussi un autre problème moom mooy état bi du mu bàyyee loxoom. Enfin état bi xaw na bàyyi loxoom nag Moussa parce que boo gisee bu njëkk ba ni gars yi doon génnee tous les matins les spécialistes médicaux là bon. du ma joxe tur. mais ñëpp ñu ngi fàttaliku fii gars yi toutes les semaines di nga leen gis ñëw ci télé yi di wax nit ñi di et cetera. kooku ngeen gisatu ko on les voit plus. il y a une personne qui communique maintenant moom bu yeewoo il fait son communiqué et puis mu dem quoi. donc les gens se demandent mais où sont passés les autres. D'accord kon engouement bi gars yi amoon est-ce que gars yi ñoo ngi liggéey ci suuf parce que kër docteur ils sont en train de travailler. non mais d'accord ñu ngi liggéey ci suuf mais Moussa enfin man damay xool fii fu ñu nekk fii en France. mais fii ba léegi gars yi ñu ngi doon xeex ci bi teguwuñu benn yoon seen tànk. ouais même rythme bi quoi rythme baa ngi fii même bu fekkee les résultats sont décourageants. mais chaque jour nga gis gars yi jóg di wax ñu ngi actuellement ñu ngi ci couvre-feu 18h voilà. voilà. man bi ma jógee keroog Sénégal dama ñëw ngir mën a toog sama kër isolé wu pendant sept jours. après dem defi test bi. donc tu vois bon je l'ai fait mais bon enfin bref donc tu vois c'est-à-dire mais au Sénégal on sent que effectivement il y a un relâchement au niveau de l'État. voilà population bi nag moom effectivement ñoom jusqu'à présent ils n'ont pas adhéré. totalement mais État warul topp population. population bu bàyyee tout le temps il faut les rappeler à l'ordre même s'il faut sanctionner nga sanctionner.
mais aussi il y a la gestion un peu sombre là des fonds Covid. Là nit ñi di xaas ni foo dégg bon état bi waxoon dina joxe 200 milliards pour les entreprises. ci banques yi. mais entreprises là on n'en parle plus. Les entreprises ne sont pas signalées kenn xamul ban entreprise moo jot ak jotul. parce que banque yi dañu teg ay conditions pour nga am si xaalis bi il faut nga indi yenn kayit yi quoi. Absolument, oui. Mais est-ce que suñu entreprises yi elles sont aussi elles sont en règle. boo nekkul en règle effectivement tu peux pas prétendre à ces fonds. Absolument. Il y avait de l'argent qu'on avait donné aux chauffeurs. xam nga 7 milliards. chauffeur yi ba léegi ñu ngi dégg ñu ngi kaas. waaw xawoon nañu ko xeeb nag ne dafa xawoon tuuti ak. mais ñu ngi kaas ba léegi ñu bëri jotuñu seen xaalis. Absolument. Voilà. Nu mu tudd y a aussi la distribution de riz avec monsieur Mansour Faye donc moom la ñu doon xaar mu ñëw def rapport bon je sais pas moi. le rapport ba léegi il a rendu un rapport en catimini. donc am na te rapport ba dañu ko republier parce que c'est l'argent des contribuables lañu jox askan. mais dañ ko war a publier état bi moo doon génn wax bon les 200 milliards qu'on a donné aux entreprises. ni nañ ko joxee et cetera et cetera. xam nga 7 milliards yi ñu joxoon chauffeurs yi. lii la ñu def léegi mais yow nga ne nuyu 1000 milliards yi. kenn xamul fu mu jaar même les entreprises boo xoolee deuxième vague bi ñuy wax ni entreprises yi. mais kenn joxatuñu dara. 1000 milliards yi moom xaw naa takku quoi. y a aucune entreprise maintenant bon joxe woon nañu mais xam naa tey état bi dafa ñeme nañu entreprise xaalis. mais bu ko parce que dañuy wax mais yow joxoon nañu la pour dugal suñu xaalis. donc y a cette gestion sombre je dirais. bi nga xam ni bon dafa tayal xel ñi nii donc yooyu yëpp dafa tax ñi ngi bon léegi bon ils sont fatigués quoi voilà. dañuy wax bon écoute on va vivre et malheureusement c'est dangereux quoi. discours boobu lay gars yi di état bi génn une deuxième fois wane ni que moom effectivement il prend le problème à bras le corps remobiliser nit ñi parce que là il y a une démobilisation et puis si ajoute tous les problèmes annexes yi am dëkk bi temps yi. bon day yokk coow rek quoi. Ça ne fait que augmenter la polémique à la polémique et que vraiment c'est pas le moment. D'accord. Merci Souleymane. Merci beaucoup Souleymane ci intervention bi ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 boo leen bëggee bokk ci waxtaan bi sur seen rajo yéen a ngi servi l'émission loo ci xam 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa na nga def. ñu sant yàlla alhamdulilah. ñoo ngi ziar bu baax. alhamdulilah dinañu ziar di jaajëfal si liggéey bi. jërëjëf. di la gërëm ci mbay mi ngay mbay ci wàllu jàngoro ji. yéen la. kooku la Ablaye Ndiaye. ñoo ngi ziar bu baax. jërëjëf. ak sëñ Moussa man fi muy ñëwee ñun dafa am jàngoro ji njëkk a dal. di ëpp doole Covid 19. jër waay. mooy li jóg Sénégal rek ñu politiser. gis nga lii ñu yóbboo lii lépp jàngoro ji décret bi mu toll. politiser bi dafay dugg de trop. waaw c'est vrai. da ngay dem ba kii gëm jàngoro ji. dañuy jàpp état la farak. kii gëmul jàngoro ji opposant la. waaw. ñun loolu moo ñu sonal. waaw yéeme na te boo déggee Covid bi ni ñu ciy waxee. li ci ëpp après ñu ciy wax dañuy fàtte jàngoro ji fële. ba subvention yi génnee ñuy wax nañ subventionné ñoom subventionné nañu. dañuy fàtte jàngoro ji. wàllu xaalis rek ngay dégg ñuy wax. man dama la ci benn boo xoolee Facebook bu l'ancien ministre de l'intérieur. waaw. mi ngi posté ñaari nit. gis nga ñaar ñooñu kenn ki benn xaritam moo feebar. waaw. Linguère. mu dem seeti fekk coronavirus la yor. sans ñu rendre ci ko. wàll na ko moom moo dem mujj gaañu parce que bi ñu demee hôpital ñu ne dafa yéex a ñëw te munul noyyi bu baax. te machine yooyu di may pression pour nit ki mën a noyyi bu tollee ci niveau boobu. amul Linguère. waaw xoolal kooku tey dem bàyyi njabootam. nit ñi nekk fii di wax naan coronavirus amul. daal ay politicien da ngay dem ba si yàgg da ngay wax nit ku ñuul daal ni mu méngoo. loolu la ko yàlla bindee. non yéeme na. te man li may wax sëñ Moussa mooy ñàkk a jàng moo waral lii lépp buñ dee waxante dëgg. état ak bu mu mënti doon. waaye yow état yi ñoo gën a am lu leen war a metti waay. waaw yéeme na waaw économiquement yëpp a freiné. monde entier bi amul lu freiné wu. man de li may déclaré si seen rajo bi bu vaccination génnee. dañ ma fait à appeler je serai le premier à être vacciné man je suis prêt. d'accord. kooku moom aw ma ci benn doute. parce que dama gis ay vaccination bu ne am. te daawul wax nii. waaye bu vaccination bi amee ñu ngi seetaan suñu bopp ñu nangu ñu jàng pour defar vaccination. dañu bàyyi nit defar rek ñuy jéggaan. waaye yàgg na ñooy jéggaan nit ñuy jéggaan wala ñu former suñuy nit ñuy defar. waaw. te buñ defaree sax duñ leen mën a gëm. dëgg la waaw dëgg la parce que da ngay gis dafa am niveau boo xam ne bu fa dara tollee. borom xalaat yi dañuy noppi bàyyi borom xam-xam. waaw.
boo mënta wax xalaat bu rafet bu ne en faveur si borom xam-xam yi. dëgg la waaye ngir yàlla dañu war a noppi bàyyi borom xam-xam yi ñu wax. dëgg la am na ci solo. mënoo taxaw na booy julli si jàkka ji da ngay bàyyi ki la raw jiite la. waaw nga bëgg a dem si wàllu hôpital yow nga bëgg a faj sa bopp. dëgg la. li ñu waxante dëgg. dëgg la dëgg la. non vraiment affaire bi toll na foo xam ne. yow da ngay dem ba si yàgg lecture yi ngay def ak yëpp doo mën a comprendre dara. buñ teree nit ñi def lii waaye nit ñi seen wér-gu-yaram moo tax ñu tere ko. dëgg la waaw mais du tere rek pour am plaisir rek tere ñu def dara. waaw c'est vrai nañuy bàyyi xel si foofu te xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk. dëgg la dëgg la am na yenn yoo xam ne dara jaru ko. ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne bu ñuy wax am na leneen a tax ñuy wax. il faut ñuy bàyyi xel loolu. dëgg la man quand je vois un médecin boo xam ne am na clinique. di ko tijji. waaw di critiquer ne évolution àdduna warul mën a am vaccin 9 mois. xoolal loolu. mais sëñ Moussa nañ dañu ñun suñ jamonoy maam bu waxoon ni xale mën nga kaa dugal nee bu góor mu gaaw. amul duñ la gëm. wala nga dugal nit nee bu góor mu gaaw a wér. amul. dëgg la. nañ ko daa defee teg ci gën di dóor ak yooyu jël di tag yooyu xewi na. dañoo dem wuti hôpital bi. mënuñoo dem nag ci hôpital bi ba pare na duñ leen wóolu buñ paree di ci joxe suñ xalaat. nañ waxante dëgg mbir bu amee nañ koy bàyyi ñi nga xam ne ñoo koy yelloo bu dee aspect bi techniquement la ñu bàyyi ak ñoom. dëgg la am nga droit nag joxe sa xalaat. mais dafa am fu mu war a yem. dëgg la dëgg la. ngeen baal ma àq bu baax sëñ Moussa. jërëjëf sëñ Ablaye Ndiaye maçon bi la kon ci intervention bi ñu xaar keneen ci ligne bi bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi Thiam na nga def. maa ngi sant bu baax. man waa kër gi Dame Gueye mi wax ak yow. Dame Gueye foo ñu woowee sëñ Dame. Cambérène 2. sëñ Dame bisimilah. alhamdulilah. nde vaccin yi moom nañu ñaan yàlla ñu jàmm te fekk ñu ñaan. waaw vaccin yi. ñun bañ juddoo ba tey ñu ngi vacciné bi feebar seen lu nekk surtout ñun ñi tukki fu nekk ñu ngi daan tukki. yaakaar naa ne vaccin ku bëgg a critiquer moom xanaa da ngaa arrière waaye ñi ci xam dara nag ñoo waroon di wax. waaw ñoom wax leer. waaw daanaka dañu bëri moom jàpp nañ ni mbir mi foofu la waaye nag balaa boobu tamit ci taxawaay askan bi ak kaay nu muy jéggi tamit foofu tamit dañuy jàpp ni est-ce que amul fu xaw a sooxe tuuti askan wi la wala ci nguur gi ñoo war a gën a joyanti nu ñuy waxtaanee ak askan wi ci nu ñu war a taxawee ci mbir mi. waaw nguur gi ñu ngi waxtaan mais des na tuuti nag mais dafa am lu nga xam si seen xam-xam dañ leen wóolu woon ba pare ñuy wax yeneen ñi wax léegi nag ñooy jaxase xel nit ñi. te man li ma gëm mooy ñooñu wax noonu naan ñàkk yi nangam ñoom ñooy jëkk a ñàkku. man la gëm naa ne ñooñu koy banal. waaw ñoom ñooy jëkk a ñàkku. man Sénégalais mooy mel noonu rek. man loolu laa gëm dëgg la. waaw nu ñu war a taxawoo jamono ji ngir gën a wàññi mbir yi ci. geste barrière yi ñuy wax ni buñ ko respecté yaakaar naa ni nga xam ne demoon na ba wàññi ko moom. dina gën a wàññi ko waaye ni ma ko seetloo nii maanaam nit ñi nuyoo bañ daan def dañ ci forcé nit ñi sax pour jox loxo. waaw da nga ñëw ñu teg sa masque teg sa loxo. mais yow pour nga bañ a nuyoo sax day jafe. est-ce que. man mi nga xam ne dama koy gën di respecté di ñaan yàlla musul ñun ñëpp. waaw day mel ni sax dañ ma ciy reetaan maanaam boo bankee sa loxo sax di ko comme mbëkk nii comme ni ñu doon nuyoo dañ naan la yow fóot nii. waaw daal da ngay dem ba dañ ciy sonn sax daal yéen sax toog da lay gënal sax nga génn. ndax par la force dañ la nuyu jox la loxo. man Sénégal yi man loolu jaaxal na trop. dëgg la jërëjëf. jërëjëf sëñ Dame ñu ngi lay gëm sant seen intervention bi. jërëjëf sëñ Dame Milé kon nag bi si waxtaan wi. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam.
jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo ñu jël la ñi ci ligne bi 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. oui na nga def ku baax. sëñ Moussa. waaw. ñu ngi lay ziar waay. ñu ngi lay delloo ziar. yal na yàlla doole sutura. jërëjëf amiin waay. di la nuyu di nuyu auditeur u Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay. di ñaan jàmm ak sutura yal na yàlla def ko ci réew mi. amiin. di gërëm pharmacie nationale. waaw. ak naataangoom yi mu àndal ba tax nu mën leen a déglu. amiin ONAS waaw. bu nu dellu si waatee di waxaat rek. comme ni nu ko daan waxee dañuy wax ne waxaat wax ji jeexul la. du bari wax. mais gis nga Moussa mbas mi. état bi naam def na lu baax. waaye des na lu baree bari. des na lu baree bari ndax bu fekkee ne bii dañu ne bërit ñu jël ay millions yi ay milliards def ko ci. waaw. milliards yooyu nañu ko defee. bari nañu ci d'accordul ñi ci d'accordul sax ñoo gën a bari ñi ci d'accord. dëgg la. ndax ceeb ba ñu jënd ak lañ ca def ak yépp. am na ñoo xam ne ñi xëy na joxe nañu ko ngir ñoom waaye jotuñu ko. mbaa bu ñu ko jotee jotuñu ko nañu ko war a jotee. beneen ba ca des mooy boo xoolee Moussa wàllante feebar bi. waaw. ci transport bi. man foofu lay gën di wax. ndax lu toll ni état. ak li mu yor ci ay jumtukaay. ak li mu yor ci moyen. matériel financier matériel kii moyen matériel. financier ak humain. humain bu ma koy wax mooy ñi nga xam ne ñi dañoo nekk ci tali bi te takk der. waaw. ñooñu dafa am dañ ci am cër boo xam ne bi mën naa ni le nœud du problème foofu la nekk. ndaxte boo xoolee Moussa transport bi ni mu demee. waaw. te dafa mel ni dara xewul. dafa mel ni dara xewul demal ci marché yi. amul kenn kuy wax naan jaaral fii jaaral fële. mënuloo moytu ak loo moytu Moussa population yi. dañuy mais gars yi ngi takk masque quand même. mais Moussa takk masque bi aussi am na foo xam ne c'est difficile. parce que boo dee jóge fi tey dem ci marché bi. dugg beeg génn bi. nga dugg ci transport bi dugg beeg génn bi am na ñoo xam ne ñii seen masque dañ koy wengal am na ñoo xam ne duñ takk masque. te yow mi nga xam ne mi client nga sax dugg ci oto sax gis ñoo xam ne da nga daan takkal masque sax danañ la waxoo loo xam ne ni sax da ngay mën nga caa jóge jële ab xuloo. dëgg la waaw. lii nga xam ne li moo koy saafara policiers yi nekk ci tali bi nañu bàyyi chauffeur yi tey xool oto yi li ñuy yëpp. ndax bu fekkee yow da ngay ñëw ci ab chauffeur ne da ngay verbaliser chauffeur bi te man li ma koy tudde sax du verbaliser Moussa. nañu ko wax te dee du verbaliser. parce que oto bu si sars. waaw mu ñëw nga arrêté oto bi. taxaw ak chauffeur bi ngunu régler la ngay régler bàyyi oto bi mu dem ak si sars bi dama ni kooku du sans régler pas le problème. bu oto bi si sars boo ñëwee wàcceel nit ñi. wàcc leen ñi ci ëpp wàcc leen nga verbaliser chauffeur bu ëllëgee dootu ko dolli. waaye bàyyi oto bi mu dem yow nga régler sa problème ak chauffeur bi. bàyyi oto bi mu dem dama ni loolu Moussa réglé wul problème bi. il faut que état bi jëlaat ay matuwaayam. en passant par le ministère de l'intérieur. ndax fi ma gën a miin muy secteur u Malika. Yëmbal Caaroy Kër Massar Pikine amul oto buy dem te doo si sas amul. te alkaati yaa ngi ci tali bi. pourquoi duñ ko réglé. mais bu fekkee ni bii aussi docteur yi dañuy faj. ñuy wàllante bu ñu fajee fukk wàll téeméer. fan la fi feebar di jóge feebar bi du fi jóge. dëgg la boo xoolee ci wàgg bu njëkk bi. wàgg bu njëkk bi. boo xoolee li daan gaañoo. li daan ak li nga xam ne ni ñoom ñoo nekk sous traitement. tey daf ko mat na ko ñaari yoon wala mat na ko ñetti yoon. kon ani faj mi. médecins yi dem nañoo dema. dañoo ci mu nekk laajte nañu. laajte nañu de wax dëgg yàlla. sonn nañu. dañoo waxul rek waaye laajte nañu. sonn nañu te nag gis nga dañu wax ne boo dàqee muus ba mu dugg ci rondal boo ko fekkee ci rondal ga yaa koy jëkk génn. maanaam am na foo xam ne fii bu ñu fa àggee ñoom itam danañu génn taxaw. ndax itam ñoom dañoo yor njaboot yor ay kër amee soxla. te personnel bi li may déplorer toujours ci hôpitaux yi. ak district de santé yi. Moussa am na ci ñoo xam ne ñii
la ñuy fayee ko du salaire. ñooñu kenn motivé wu leen nit ki boo koy sant yenn liggéey da nga koy motiver. waaw mais bu fekkee ne bu weer dee dafay dem lebiwaat ah. wala boobu bu ñëpp bu xëy see dafay taxale parce que bu weer dee kenn du ko jox dara dañ koy neexal. loolu rafetul. man ci personnel de santé bi. personnel de santé bi li ci jeex. ah waaw lii ma la wax boo ko weddee. defal defal kii territoire rek. nga dem saa nga identifier nooy parce que kuñ ci xam dàq la. ouais. kuñ ci xam dàq la demal ci hôpitaux yi demal ci district de santé yi. nga laaj ñi nga xam ne ñi dañu leen embaucher régulièrement di leen fay salaire seen tur fay. boo paree di nga am loo nombre boo xam ne bi mooy ëpp ñi nga recensé ñu nekk dans une situation régulière. loolu du motiver liggéeykat bi da nga koy motiver. jox ko un salaire boo xam ne bi un salaire conforme ak la ca tegu lépp. mu wóor ko ni moom bu xëyee ba muy wàcc. mën na liggéey te du am problème. dëgg la. alors loolu mooy li nga xam ne li mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci personnel de santé bi. dëgg la jërëjëf. alors leneen la ca des nag. état moom moo ko war a defal boppam. parce que ñi nga xam ne ñi dañ leen di bàyyi ci kër yi. Moussa dañ ñu bàyyi ci kër. nga ne da nga ko fay bàyyi parce que bëgguloo ko yóbbu hôpital parce que boo ñëwee jël ko mën na def lii mën na def leneen. mais jël bi yóbbu fenn dans un endroit ou bien même ñu seet benn hôtel wala ñu seet même benn endroit boo xam ne bi dañu fa yóbbu nit ñi di leen faj. mais boo amee malade tey nga bàyyi ko ci kër gi. feebar bi day wàlle. moo xam mag la moo xam ndaw la. doom nekk ci kër gi. soxna nekk ci kër gi. sët nekk ci kër gi. mënuñoo gis seen wayjur. ñu mettre ko en quarantaine ci biir kër gi te kenn du ko ne salaamaaleykum maaleykum salaam. mënul ne. bu fekkee ne am na ci benn kër ca koñ ba mel ni kër googu dañu ko isolé koñ ba kenn dootu fa dugg. dëgg la waaw. boobu kay mooy bi gën a bon. ñëw jël si nit ki sax yóbbu ko hôpital ñu ne mu ngay faju sax moo tane. waaye bàyyi ko ci kër gi ñu ne ah kër ga de kër dafa am corona. kii naan kër ga de dafa am corona kenn du fa jaar. waaw. ñu ngi leen di jégalu bu baax ci kàddu jërëjëf sëñ Moussa di ñaan daal yal na yàlla dolli ñu sutura amiin kenn ku nekk war nga cee dugal sa loxo ndax mbir mi mbirum ñëpp la dëgg la jërëjëf mbir mi du mbirum politique mbirum ñëpp la parce que mën naa ne at a ngi nii at mi sax léegi mu tegal waaw nu nekk ci situation bii dëgg la ku yeewu doo am jàmm da nga nit ñëpp dañu stressé wu ñëpp feebar fi mu nekk ñëpp feebar ñii dox ak ñi tëdd ci hôpitaux yi ñëpp feebar parce que loo xam ne lii xamuloo fu mu nekk mënuloo koo gis ñi tëdd ñu ngi tëdd yàlla rek a xam te yàlla nañu yàlla dolli su amiin amiin jërëjëf sëñ Moussa kon nag ñu xaar keneen ci bi ci 88 628 98 98 boo amee ku nekk ci lim ñu daal di koy dalal sur seen rajo yéen a ngi si biir émission lu ci xam. salaamaaleykum. waaw na ngeen def sëñ bi. sëñ Moussa. waaw. Cheikh Mamadou Dieng sa xarit. ah Cheikh Mamadou Dieng na nga def. bu mënoon kii mu woote waat mooy gën ndaxte day def benn laaj seet ñoo ngi nuyu suñu xarit El Zou waaw ca Pikine ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax waaw moom nag. animateur bu mag loolu waaw si Sel FM ñoo ngi koy nuyu baax kon nag di ànd ak ñun si waxtaan bi 88 628 98 98 waaw Cheikh Mamadou Dieng ndax ci dégg-dégg bi waaw taxu ko mu leer noonu wala sax mu kii noonu moo tax nag dana métti trop pour ñu dina xam naa du ñàkk mu dugaat gën a leerlu kon nag ca kàddu mi. asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. ñu ngi fi rek. Alaaji Moussa. naam. na nga def. sant yàlla kooku. dañuy diggante man la sa turandoo Seydi. waaw sëñ Moussa na nga def Seydi ànd. waaw Seydi na nga def. ñu ngi fi rek naka yi tey. sant rek tabarikam. ma de temps yëpp damay déglu rek mais gëj naa woote. dëgg la kay Seydi. waaw am na sama benn sœur ak sama xarit boo xam ne moom it tout le temps da lay déglu. dëgg la dëgg la dëgg la. ñu koy wax Mati Ñang. waaw dëgg benn barat. dëgg la dëgg la à travers votre antenne maa ngi koy nuyu bu baax. maa ngi koy nuyu moom tamit lu bari. waaw ah Moussa affaire yi doy na waar de temps yi. dëgg la dëgg la. affaire yi doy na waar trop man bu ma déggee ñoo xam ne dañuy nekk ci rajo bi. ñëpp di leen déglu. ñuy wax ne feebar bi amul. ah vraiment doy na waar trop 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 trop. non loolu te bés bu nekk ñi ngi dégg ñiy dee. waaw ñuy tàggee ñu koy wax ñu koy déglu. ñuy tàggee kay ngay wax. bés bu ne ñi ngi artu nit ñi ci mesure barrière yi. yow nga am courage taxaw ci rajo di wax feebar bi amul. doy na waar yàlla nañu yàlla yokk sutura. amiin mais taxawaay bi ci askan wi ñu war a mën a gën a def pour wàññi wàllante gi. ma ne nu ñu war a def ba wàññi wàllante gi. ah wàllante bi de vraiment il faut que ñu am courage. waaw. courage boo xam ne ku nekk ki nga nekkal. sa njaboot. nga koy artu bés bu nekk. dëgg la.
ku ci génn. bu takkul masque nga ne ko takkal masque. waaw ku ci nekk sa kër. mais bu dee yaa ngi sa kër man du ma dem fenn mais man damay raxasu tout le temps. waaw dëgg la dama am sama gel am samay masque. dëgg la bu may génn. damay takk masque. bien vrai que sama génn bariwul. dëgg la bés bu ne naa raxasu au moins lu mat 2 yoon wala 3 yoon. sama doom yi aussi. dëgg la tout le temps maa ngi leen di artu. waaw mais loolu la naa artu nit ñi comme lii pour nit arrêté ko problème la. yéeme na kay yéeme trop. bés bu nekk bu déglu rek da ngay tiit. dëgg la kay da ngay tiit doy waar. jërëjëf sëñ Moussa mais yal nañu yàlla yokk sutura. amiin Moussa sëñ Moussa. Moussa merci beaucoup waay. jërëjëf. ba temps incha allah. jërëjëf ñu jël salaamaaleykum allo asalaamaaleykum allo. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kooku du suñu inspecteur ñoo suñu lieutenant chef Mbaye Sadi. waaw lieutenant Mbaye Sadi. chef bi neel amin rek. maa ngi leen di nuyu. jërëjëf. maa ngi leen di nuyu di ziar ñëpp. waaw ñu ngi lay fay. di ñaanal yàlla ñu dem. amiin waay. yàlla leen yàlla yërëm. amiin waay. di fàttali rek bi ma jëkkee dugg ci émission bi fan yee ci ginnaaw. waaw. dama waxoon ni muy demee. day gën a yokku day gën a métti. dëgg la ndax defoon naa benn calcul bu ndaw. waxoon nit ñi fan la ñuy jëm. Moussa nañu jël ñun kenn ku nekk sa responsabilité. oui absolument. il est facile aujourd'hui de dire oui surcharge bi alkaati la gendarmerie la nangam. mais man bu ma duggul ci oto bu surcharge kenn du ma surcharge. d'accord mais kii si terrain bi moo war a bañ a dugg d'abord si oto bu surcharge d'abord. d'abord bu ma yërloo oto bi xam ne oto bi fees na du ma ci dugg. dëgg la. Moussa boo fa duggul kenn alkaati bi amatul sax liggéey. waaw. nañu delloo suñu xel c'est une responsabilité individuelle kenn ku nekk ci ñun. yaa jël responsabilité ni feebar bi maa ko war a taxawal. dëgg la. bu ma ko waree taxawal nii ak nii laay doxalee. mais dafa yomb. waaw bu ma joxee rek daal ni waa Sud FM yi ñoom ñoo ñu indil coow li. waa nangam na nit ñi bàyyi loolu. kenn ku nekk na nga xool sa matuwaay lan nga ci war a jël. absolument boo ko jëlee na nga ko war a jëlee yëf yi dellu ginnaaw. ba ma koy wax dama ni na nit ñi takk masque yi. na nit ñi respecté couvre-feu bi. dégg naa sax fan yii ñuy attaqué couvre-feu bi du police moo koy xalaat. waaw même pas le chef de l'État ñi koy xalaat moom mooy nit ñi nga xam ni. ñoom ñoo dem tey di faji. ñoom la nit ñi di yërëm fii mu toll nii mooy faj tey. ñoo naan lii de bu ñu ko defaroon. xëy na suñu liggéey mën na wàññeeku. dëgg la. mais da koy wàññi mooy kenn ku nekk individuellement parmi nous. Sénégalais qu'on se dise que ni feebar bi maa ko war a taxawal. waaw. du état du police du chauffeur ba parce que kii yàpp client moom jàpp na ni li ñuy faral di wax Sénégal jigéen ñi nañ ma baal mais dañuy wax ni oto ak jigéen moo yam noonu la ko xale yi di waxee. du ñu mas a fees. musiba mi ngi jógee jour bi nit ñi jàppee ni. oto du mas a fees. fa la musiba ba jógee. dëgg la ñun ñëpp nag ñu nangu ko. bateau la Joola looloo ko indi woon. dëgg la dama yàkkamti. man waruñu ma fee bàyyi. waaw waruñu ma fee bàyyi chaque jour jëwee ci oto yi. waruñu ma fee bàyyi. na nit ñi delloo seen xel. te ñu bàyyi nag vouloir culpabiliser les autres. en se dédouanant. man bu ma defee juumte dama naan juum naa. boo fàttalikoo Moussa bi ma lay jëkk waxal. waaw dama ni man bu ma nekkoon tey jii nii kii xelalaate. dama naan na force yi jiital communication. nañu waxtaan ak askan wi. keroog bi ñuy waxtaan yaa ngi naan ma pourtant am na ay quartiers yu naan rebelle la man gëwuma quartier rebelle à Dakar. amul. ñàkk waxtaan rek moom moo ñu téye. dëgg la ne nit ñi jàpp delloo seen xel. xam ni feebar bi am na nañu jël masque yi takk ko. buñ leen teree dara nañ ko bàyyi xew yi dëj yi nangam ñu ngi koy def ba léegi. ñu ngi koy def kay bu ñu bëggee feebar bi dellu ginnaaw. yooyu ñu ko baax. waay c'est vrai. buñ ko bàyyiwul feebar bi du masa dellu ginnaaw. ñëpp a ngi jooy. dëgg la waaw man de léegi xamatuma sax lu xew. waaw chaque jour ñu tàggee chaque jour ñu nangam. bu ñu continuer nii ñu ne tàggee yi day yokk rek. day yokk waaw yéeme na de suñu mag ñee ngi jeex de. te day mel na day mel na bateau la Joola rek. waaw yéeme na kenn du la wax ñaata nit a ca dee. c'est vrai kenn du la ko wax. parce que kenn mënu ko xam. am na ñi nga xam ne ñi ngay deewee seen biir kër looloo leen rey. dëgg la c'est vrai mais kenn mënu leen comptabiliser. dëgg la ça c'est vrai. na nit ñi delloo seen xel jàpp ni xeex bi du xeexu politicien. du xeexu kenn xeexu
bépp doomu Sénégal la. dëgg la rawatina sax dootu Sénégal kese àddina bi ñëpp. àdduna waaw àdduna bi yëpp la léegi de maintenant jërëjëf. fii ma nekk nii ci Kinshasa suba la altine la ñu nar a ubbi école yi ça fait 2 mois ñu tëj école yi. ah d'accord ñoom affaire bi il faut mu dellu ginnaaw. dëgg la ñun boo ko defoon Sénégal ñu wax loolu tax suñu doom yi nangam. waaw nit ñi delloo seen xel ci yàlla. dëgg la jàpp ni Sénégal kenn ku nekk ci ñun. sa Sénégal la. dëgg la yaa ko war a defal. la bu santé kenn ku nekk jàppee loolu. yëfi jaar santé bi daal maa ngi ñaanal docteur yi. maa ngi ñaanal nit ñi jàpp ni nag war nañu dox ci doxin bii. mooy xam ni. kenn ku nekk ci ñun tu as une responsabilité individuelle avant responsabilité collective bi di ñëw. jërëjëf Moussa. ñoo ngi lay gërëm sant lieutenant Mbaye Sadi ca Kinshasa seen rajo Sud FM 98.5 ñu jël la ñi ci ligne bi asalaamaaleykum allo. allo. waaw ku baax na nga def. sëñ Moussa. waaw Cheikh Mamadou Dieng léegi leer na léegi. maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ñoo ngi lay fay bu bëree bëri. dama yoroon kas quoi moo tax dégg bi neexul. dëgg la waaw léegi-léegi da ciy aw. waaw ma lay wax rek ne effectivement statistiques yi de moom. kuy tiit de tiit jot na. waaw moom daal démb presque 500 cas am nañ ko. waaw. donc vraiment il faut ñu gën a redoubler de vigilance. dëgg la. mais xam nga man la benn côté moomu jaaxal parce que xam nga affaire bi dafa njëkkoon na ñëw. demoon na ba wàcc ba naan corona bi jeex na. waaw. mais xam nga gars yi dañu annoncé woon deuxième vague. waaw. deuxième vague bi du Sénégal rek ah boo xoolee yeneen pays africains yi boo xoolee statistiques yi. am na ñoo xam ne sax ñu ñoo leen tane. donc man li ma gis mooy deuxième vague bi comme c'était annoncé. waaw suñu gars ñi qu'est-ce qu'ils ont fait aussi pour préparer loolu xam nga ñoom it vraiment côté boobu. Mbaaru dañoo xëpp yalwaan gi yëpp ci première vague gi daal di toog. moom lay nuwu de. moo waxoon nañ ne deuxième vague dina am te deuxième vague bu ñëwee mooy ëpp doole bii vague. waaw mais man maa ngi doon dégg ñu naan non bu ñëwee duñu ko mën a atteindre sur le plan économique ak sur le plan prise ak yooyu ñu ngi doon dégg njiit réew mi sax daka naan wax ay jamono. ah waaw mais xam nga fi mu ne sax gaañ est-ce que économiquement gaañ gënuñu loof. parce que am na kuy wax naan gaañ yi dankalikoo ci oto yooyu mais kooku dafa fekk 8 heures fekku la Colobane ngay reyante ci fëgg jaay bi am loo bëgg a yóbbu sa kër ñu ne la bu 9 heures couvre-feu bi alkaati yaa ngi ci mbedd mi mais da ngay dugg boo gisee oto da ngay dugg. da ngay dugg ça c'est vrai. nga am na réalité yoo xam ne boo ko dund aussi mënoo ko juger ah. dëgg la. boo gisee gaañ yi dañuy ne ci Colobane nii man j'habite à côté je suis pas loin mais da ngay gis gaañ yi ni ñu reyante parce que dëkk bi dafa xaw a métti. wallaay dëgg la kay. léegi ngay taxalee loo yóbbu sa kër ba ay 7 heures 8 heures. nga xam ne à 9 heures couvre-feu bi day dugg. mënoo jël taxi nga bëgg a ñibbi benn carré fi am yàlla ak tous les problèmes qu'il y a au niveau des transports à Dakar kooku situation la boo xam ne boo ko dund mënoo ko xam je pense que li leen policiers yi mënoon aider yaa ngi may dégg Moussa. maa ngi lay dégg kay bu baax waaw. mooy peut-être exiger que les gens mettent les masques. waaw. loolu rek lañ mën def pour le moment quoi parce que comme président nee na war nañ bàyyi virus bi mu circuler mais mu bu en circulant am na mesure yoo xam ne war nañ ko mën a def quoi. boo oto ñëwee ñu gaaree oto bi vérifier gars ñi ndax takk nañ seen masque. limiter le nombre de passagers qu'il y a bon je crois que loolu rek lañ mën def mais nit ki moom bu oto ñëwee. da nga xam ne 9h moom bu ñëwee waxuma ku fa ci àll bi ngay fanaan mais xëy na da nga fay 6000 mais loolu la wax te waxuñu la duggal. waxuñu la loo mën a dégg ah en tout cas yéeme na. affaire bi dafa métti de moi je pense que même couvre-feu bi boo gisee gars ñi problème yi ci am ak yooyu même toujours je pense que. nañ tenir compte xam nga même Europe sax nga xam ne xëy na ñoo gën a rationnel ci côté yooyu mais gars yi dañuy révolté. couvre-feu yeeg confinement bi. ak tubaab bi ni ñu amee rationalité ak yëpp. mais dañuy jékki-jékki ne yana maax. parce que affaire bi yu bëri da cee nekk yoo xam ne nit ñi xamuñu ko ñu ko gëmul. parce que aussi corona business. on a vu des gens qui sont carrément enrichis. pendant cette pandémie du coronavirus. ñooñu aussi buñ ko gisee daan gars ñi affaire bi amul dañ ko créé pour am xaalis. parce que fii man nañu am na ñoo xam ne sa waay affaire bi dañ ci gis seen bopp bu baax a baax de. waaw am na ci kay. bon loolu aussi réalité la yoo xam ne nañ ko gis nit ñi nii rek la ñu mën a nekk ah. doo koo xam ne yow doo médecin doo dara virus xamoo mooy lan. boo gisee koo xam ne feebar bi dafa jot mu tëdd ci ay milliards mais bu la nee feebar bi am na nga déedéet te deele woo ci. gisoo deele woo ci. mais la gaañ daan def nga xam ne bu ñu am ku décédé dañuy ñëw sol. waaw. ah là là waaye c'est compliqué donc day dagg ci ñu xaar keneen ci ni bi ci 88 628. 98 seen bi l'émission lu ci xam bu nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal daal di tatal lu mu ci xam ci la ñu waxtaanee tey. bisimilah allo. allo El Hadj Moussa Thiam. ñaam. man na Pape Ngom wootee Medina. Pape Ngom na nga def. maa ngi nii rek man de émission bi kii wu ma mais dama bëggoon a féliciter ñaari nit bu dee am na émission bi laaj na ko bu ko laajul ma arrêté ba ngoon. waaw d'accord doo ñooñu si lañuy maanaam ñu yëngatu ci corona bi wala.
dañuy yëngatu ci corona bi wala. non yënguwuñu ci corona bi de mais man corona bi sax mën naa cee wax. ayca waaw wax ci waay ñu bàyyi la ne li ba ngoon. waay baax na. bisimilah waaw. corona bi moom man de bu ñu indi woon ñekk man kenn du ma njëkk a ñekk. man kat damaa rang bi ma dee xale ñekku xoreet gisatuma xoreet. ma rang ñekku ngas gisatuma ngas. feebaru soon ak ay pële ak yooyu yëpp bi ma ñekkoo yooyu gisatuma ko. dëgg la waaw. kon kay man naka laay mën a bañ léegi ñekk vaccin bi ñëw te yooyu yëpp vaccin la. xam nga nit booy wax dara day maanaam li nga war a wax day déggoo mais nit ki mënul liggéey fukk. nga nangu juróom-ñeent bañ benn. waaw. loolu xel nangu ko. ñu daan wax naan nag amul ñoom ñëpp sax ñu neetu ñoo dugg ci rajo yi léegi. parce que feebar bi waxuma sax amul mais dafa dangereux. dafa egg ci dangereux fii mu ne. dëgg la kay fu mu ne nii moom. dana waaye nee na kaa yi ñuy wañ a ko jaaxal ma ne ko kaa yi warul a jaaxal sa mbokk yi dee suba ngoon la war a jaaxal. waaw. mais ay kaa warul a jaaxal. dëgg la. sa mbokk yi nga dégg ñu leen di woñ di leen tàgge. mu leen partout ci Sénégal ci région yi ci département yi. ak fépp looloo la war a jaaxal. fii te laale la boole ci. mais du ay cas yi ñuy wañ rek. parce que li xew Sénégal maanaam li dee 2018 ak 2019. li dee 2020 lem na ko ñaar. te loolu bi corona bi duggee la am. dëgg la beneen bi fi may terminer mooy réanimation yi ci monde bi yëpp a fees. te réanimation fu mu feese dee bari. parce que nit ki entre la vie et la mort lay nekk. dëgg la loolu laa bëggoon a participer. jërëjëf sëñ Ngom ñoo ngi lay gërëm sant kon nag ca Médina loolu nag lu firndeel la ndaxte nag bërëb yi nga xam ne ñuy fajoo yëpp dem nañ fa jamono yee kon nag dégg nga lañ koy wax et puis ñoom tamit gis nañ ne réa yu bëri réa moom laa fes salaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ngi ziar. danañ la ziar ku baax. Cheikh di woote Dakar. Cheikh bisimilah. alhamdulilah. man de li may bëggoon wax ci kii bi gars yi. di commencer rek di wax c'est-à-dire ci côté suñu hôpitaux yi d'abord. oui. ndax nekk na benn affaire boo xam ne normalement soo duggoon suñu hôpitaux yi waroon ngay yëg ni Sénégal am na lu fi xew. maanaam am na maladie boo xamante ne mu ngi def ay ravage. mais man je te dis loo xamante ni man maa ko dund. sama papa dafa feebar. di sëqat yu metti di ok yu metti. ma yóbbu ko une première fois hôpital ñu téye ko. ay 6 heures de temps defal ko ay perfusion bàyyi ma ñibbi. le lendemain affaire bi gën a garaaw. ñu yóbbuwaat ñu defaat la même chose bàyyiwaat. 3e fois mu ñëw ñu ne non après dañ ko bindal ay quelques garab mu dem ma insister ne leen pas bi du ñibbi sinon il va mourir ici à l'hôpital mais le vieux ne va pas rentrer parce que je sais que il a le corona. ñu ne ma ñu ma ne il a le corona. ñu ne ma non du corona ok la. waaw ba mu ñëwee est-ce que defu ñoon test bi ñoom. non déglul rek léegi bu ma insisté mu jaraloon ma ñu ne ñu xam ne kii lii jaral na ko lu ne. lañ ko doog a jël. mais ce qui est très grave ci test yi ngeen wax am na yu ngeen di bàyyi xel. gis nga bi ñu ko defalee des tests. dañ ko entré ci salle boo xam ne y a d'autres patients y a d'autres malades. ci biir salle bi. ay malades ñoo xam ne dañoo feebar. te amuñu corona. dans la même salle la chaque jour au moins y a 100 visites maanaam ku nekk di ngay recevoir lu met 20 à 30 visites par jour. mais bañ ko testé dafa positif corona. déglul rek ñu testé ko. bàyyi ko ci lal boobu non c'était pas test yi foofu région boobu c'est pas automatique. il est resté à l'hôpital 5 jours avec des malades nit ñi ñëw di koy fréquenter bi nuyu médecins yi di buñ jël yeneen précaution sax pour faj ko. lañ doog a xam ne dafa positif. waaw. est-ce que tu xam nga lu ma la wax gis nga chaîne de contamination boobu rek ba presque 5 tests les tests ont duré plus de 5 jours laa wax. avant ñuy ne dafa positif. di koy doog a isolé presque bi ñu koy isolé boobu wér na. est-ce que xam nga li ma la wax. ouais. donc pour te dire que en même temps. sama yaay aussi te foofu ma laa doon. salle bu mu nekkoon c'était la même chose gis nga sama yaay bi mu décédé. dans la même salle kii mu bokkaloon moo ko njëkk a décédé ñu ne duñ ko mën a denc ci morgue bi ndax kii dafa amoon corona. or que sama yaay. suñ testé wuñ ko woon sax. est-ce que xam nga li ma wax donc dans les hôpitaux même. gis nga grand soo gisee nit ñi gëmuñu affaire je te jure fi mu war a sérieux wee. da sérieux wul. ah oui. c'est-à-dire tey soo doon dugg hôpital. waroon nga sentir bi fii
la maladie là elle est très dangereuse. Ouais, c'est vrai. xam nga mais demal gis n'importe quel hôpital nga dem dugg rek nga toog 5 minutes. balaa 2 minutes gars yi dindi seen masque yi balaa 3 minutes même les médecins eux-mêmes. Absolument, oui. est-ce que xam nga li ma la wax. dëgg la. donc soo gisee gars yi communication bi du jàll d'une fois gars yi li ñuy gis moo tax. dëgg la. te et puis gis nga tey soo nekkee sa njaatige. muy amoo ci moom confiance. oui. mbaa muy def ay actes yoo xam ne neexu la. gis nga lu mu la mun a wax fii ba suba doo ko gëm. dëgg la. suñu autorités yi nañ fexe soigner seen image yi. ba ëllëg ñun peuple yi ñu sentir ne nii bëgg nañu. suba luñ ñu wax ñu gëm ko. dëgg la. mais gis nga sentiment bi su amee entre état c'est-à-dire yow da ngay ne état day yàq kon man na ma gën a yàq état. c'est-à-dire soo sëxee nit dara muy yàq yow fexeel ba gën ko ëppale li nga koy yàq. donc yéen journaliste ku mel ni yéen lañ defe pour li des ci maas ngeen defaraat ko yéen rek lañ yaakaar ñu keneen. ndax ñun rarement la ñuy wax ci rajo yi ñeneen tamit rarement la ñuy wax rajo mais les trucs doivent être plus sérieux que ça. absolument mais période bi ngay wax ci maanaam nuñ ko téye à l'hôpital ban période la juste deuxième vague bi wala avant. deuxième vague bi grand. deuxième vague bi waaw deuxième vague bi. d'accord parce que am na hôpitaux yoo xam ne dañuy am zone pré-Covid yu mel noonu gis naa ko ci zone boo xam ne dañ lay yóbbu pré-Covid balaa ñoo xam ne nii bon am nga Covid foofu ñu téye la fa benn moment. man région bi ma lay wax. région la d'accord dans la région. région Macky Sall. c'est à 2000 mètres ak kër Macky Sall hôpital régional Fatick bi. d'accord foofu la ok. d'accord je pensais que donc pour te dire que te tey dem fa. soo demee tu vas voir la même chose là-bas. Il n'y a pas du sérieux dans ce Covid-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est fait involontairement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que les Khalifa bi wax nañ ñu wax lan moo xew. C'est ça ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom. D'accord. ngeen baal ñu. jërëjëf Cheikh ñu ngi lay gërëm di la masawu donc ci waaw. coono googu mu dund waaw kon nag waaw moom dégg nga ci loolee mu dund ci jafe-jafe ak tamit nu mu seetloo loolu ba taxaw seetlu bu mu def donc dund ko moom personnellement asalaamaaleykum allo. asalaamaaleykum maaleykum salaam. te ñu neen def waay. ñu ngi sant ku baax. alhamdulilah man dama bëgg a participer ci émission bi. ok yaa ngi ñu ngi lay déglu tur bi ak fu ñu woowee. xam naa damay leb tur bi mais maa ngi woote Dakar. d'accord ci banlieue bi. d'accord. waaw man de lu jëm ci mbas mi moom. dafa am benn seetlu bu ma def rek. oui. mooy ba léegi ngénte yi ak ceet yi ñi ngi am de. oui. xam nga ngénte sax moom mën naa am loo xam ni. wàllum ci du fa am bu dee dañoo ñëw rek tudd ay ñaar ñetti nit. waaw. mais man ngénte bu xumb laa wax de. bu xumb. waaw. ñi am de. bu yàgg rek romb naa benn sama buntu ko yenn saa yi ma toog sama WhatsApp ma gis ay contact yu doon ngénte ñoom seen bopp sax ñoo ko publier. maanaam ñu demoon ay ngénte. maanaam togg seen i laax néeg gi fees del kër gi fees del donte nag xam naa duñ toog ci biti pour bañ nit ñi gis leen mais loolu doy na waar. waaw. d'ailleurs sax man daanaka sama statut yi ku ma gis nga publier ay photo ngénte yooyu li ma leen ci kaw mooy en plein corona. oui c'est vrai. donc loolu daal lay lancer appel daal. te du ngénte yi rek ceet yeeg yeneen yeeg. ak même nit day feebar sax. waaw. ba léegi ku jóg rek dem seeti ko. dem seeti oui. mais ki feebar ñaanal ko wala boo koy seet yi nga ñëw ba ci jarul dem sax woo ko téléphone mi ko man de xanaa feebar bay tax mënuma egg yooyu. dëgg la walaay. mais nit day feebar tëdd hôpital ku dugg sa morom génn. mais sociologiquement fii xam nga ku feebar day bëgg di gis ay nit ak yu kel noonu ndaxte yu mel noonu ak yooyu xam nga fi moom boo seetul dem na niw sax feebar na ñëwul seet choc am nga donc sociologiquement nu ñuy dundee est-ce que yu tamit war ñu ko xoolaat par rapport ak mbas mi. mu ngoog mais loolu tamit médecins yi nañ wax parce que nit dina feebar toll foo xam ni yenn saa yi. am na instant boo xam kenn waru ko gêner. oui. heure de visite bu jotee nag ku mënta ñàkk buy ñëw. mais mu respecté mesures barrières. dëgg la. mais nit day feebar tëdd xamoo corona la wala jën nga ñëw toog ci lalam. waaw. bëgg lang waxtaan. waaw. ñëwal nga ñaanal ko nga mu gis la nga dellu ci jàmm. yéeme na. ci ñu mënta ñàkk vraiment loolu tamit dañ li may wax mooy képp kuy autorité yi. waaw moo xam état la moo xam gouverneur la moo xam collectivité locale moo xam force de l'ordre moo xam porteur de voix yi moo xam imam la moo xam bàjjun ko xoolal mais nañ wax. en tout cas man chaque fois que l'occasion se présente damay wax. absolument lii la loolu la. te dama seen ak Sénégal instant yi da ngay wax nga gis ñeneen ñi man ni ma ko gisee am na ñoo xam ni. du feebar bi lañ gëmul mais
mais restriction lañ nanguwul. waaw. maanaam ñoom seen bopp xam nañu feebar bi am na. mais puisque dañ doon def dara ñu tere leen ko rek ñu bëgg ci jaare ni donc il faut nga def lu ma neex. mais du noonu. waaw am ñoo xam ne moom dañoo mel noonu rek ñoom sàllog yor wala rek ne moom c'est inné si ñoom. xamuñu mais loolu bëri Sénégal te àdduna nag kaan ma wax la leen gis nga ku la gën a avancé ci àdduna. waaw mooy ki la dàq muñ. di déglu maanaam bu kilifa waxee ñu respecté aussi. looluy muñ man sax mën naa di dem fu ma neex di jaxasoo ku ma neex di football di def lu ma neex. ñu ne ma lii kat war a lii ak lii mën nga ko konne waaye lii ak lii mënatoo ko def. dëgg la. muñ boobu la moo manqué ci Sénégalais yi yu bari. te loolu je lance un appel à képp koo xamante ni éducation war na la surtout yaay yi man dama koy wax yaay yi. parce que ñoom ñoo gën a jege ci yar njaboot nañ jàngal seen doom yi muñ. dëgg la waaw. gis nga tey ay Chine ay Singapour ay Malaisie seen développement bi amul secret nangu muñ. nangu muñ éduqué waaw lu ñu. mooy éducation rek. waaw c'est ça. boo nangoo muñ. mooy yow sa éducation réussir na. dëgg la da ngay contrôler say action da ngay xalaat li la ci mën a fekk. dëgg la oui c'est important. am na activité yoo xam ne tey gouvernement bi nee na mënu ma koo tere ndax économiquement duñ ci génn. dëgg la. mais léegi changé la ni ngeen di defee respecté mesures barrières loolu yokku na. dëgg la. leneen li ma bëgg a bàyyi loo xel tamit muy lu am solo mooy masque yi ñu bëree bëri seen put lañ koy takk wala seen sikkim mais masque yi du ko takk foofu. dëgg la waay. de su ma juumul loolu source de contamination la parce que soo waxee ni ñu am corona masque bi téye microbe yi. nga takk ko sa baat mais yow wala nga sa bopp. dëgg la waaw. ñeneen ñi dañuy dugal masque yi ci poche yi ñeneen ñi masque yi ci saag yi. mais déedéet masque jàppal li microbe kese la. surtout ñuy manipuler xaalis aussi yenn pagaille et on manipule beaucoup d'argent fii ci Sénégal te muy bu ci boutique beeg bu ci kër ni mais foofu daal tamit. mais mooy li ma la wax. muñ il faut ñu yaraat ci Sénégal ak nangu changement de comportement. gis nga tey yow mi yor sa boutique di yor xaalis. corona am na mais solal sa gam. waaw benn. waaw ñaareel bi tant que tu peux utiliser les mobile money ay Orange Money ak Wave ak yooyu yeneen yu dul kii jégalu ci publicité mais nga def ko pour wàññi kii bi. dëgg la. yeneen yi solal gant yeneen yi nag yi nga xamante ni nag peut-être bëri na ñeneen ñooy laalante mais wutal gel am na spray yoo xam ne mën koy piis ci xaalis bi. waaw dëgg la de. mais au moins yow di nga arrêté lu bëri ci chaîne de transmission la. absolument. kii indi xaalis bu yoree spray xaalisam. peut-être moom mënul sol gant yow nga sol gant nga spray sa xaalis mais bu fa microbe amee lu bari dina wàññeeku. dëgg la waaw. mais loolu la rek. dëgg la ñiy dugg ci oto yi nañ takk mag léegi yow soo xamee ni boo bàyyee ba heure bi oto yi day manqué. dëgg la mais defal effort tuuti nga teel a déplacé wu. mais justement aussi tamit il est bon également pour le transport ñuy exiger foofu tamit le gel parce que gars yi dañuy jàppandoo ci kii dafa bari. léeg-léeg jàppal ci mbay bi man yaakaar naa dañ ko war a jàppal ci mbay bi ñëpp ciy jàpp ak yooyu xam nga loolu donc souvent ça bougement yeeg yooyu tamit c'est des trucs yoo xam ni ça ne coûte rien ñu teg fa tamit ñoom si la ñuy gagner tant que limité wuñu place yi ñu teg foofu benn bouteille gel. na leen ko exiger. absolument oui c'est important. bu ko nee takkee masque yor gel nga xamante ne fu microbe bi taxaw ñu rey ko. mais yàlla mën nañoo def dimbali. dëgg la. leneen li tamit réew bu mel ni Sénégal nga xamante ni daanaka majorité bi ay croyants lañ ku doonul jullit chrétien nga wala juif. mais na nit ñi dolli ñaan tamit dañ tuub daal man li ma xaw a gis ci corona bi tamit mooy benn instant c'est comme si dañ ñoo jox ñu signal. waaw yéeme na de. adduna bi tolloon na foo xamante ni lu neex waaye def. amatul contrôle amatul kilifteef amatul dara. am lu ñu alerté ñu ni ñu dee ci arrêté leen mais nañ arrêté. dëgg la jërëjëf. nañ arrêté. nañ arrêté tañ dolli ñaan man daal vraiment li may jeexale mooy képp ku yor ndox ma tàng. képp ku yor kilifteef defal li la war nit ñi nag kenn mënul tee ñu critiqué la. waaw. yow da ngaa lii yow da ngaa ragal yow xanaa lii mais defal li la war au moins ci yow dégagé nga sa responsabilité. absolument am na solo trop jërëjëf sëñ bi gërëm nañ la sant nañ la ci intervention bi ndaxte waaw wax na fi tamit lu am solo te nu mu gisee ak tamit nu muy jàppee ni daal noonu bu ñu ko defee dana am lu mu wàññi ci lu bëri 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam. asalaamaaleykum. allo. waaw ñu ngi lay nuyu. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku Moussa. waaw kooku. waaw Souleymane Diouf laa tudd waaw. Souleymane ñoo ngi lay nuyu. ça va. ñoo ngi lay fay bu baax. na ngeen def. ñoo ngi sant barikalla. alhamdulilah alors man dama bëggoon intervenir tuuti rek. ayca. am position bu ndaw ci affaire bi. xam nga mbas bi dafa doon loo xamante ni. waaw. adduna bi yëpp la lëmbee. amul kenn ku nga xamante ni yow am nga ci maîtrise. dëgg la. ndax dafa bette. waaw. waaye daf ci am yu nga xamante ni au moins jàngaloon nañu ko.
mooy benn njëkk bi li doon wax ni bu mbas amee. kenn warul tukki. waaw parce que affaire bi tey su fekkoon ni nit jógewul fi mu fàqee ko. waaw dem ci beneen réew dafa mës a egg. dëgg la. te terewul nit ñi ñoo ngi tukki ba léegi. te am na ay jumtukaay yu nga xamante ni tey yu fi nekk ci mbirum liggéey yi. pour xale leen xam ne mën nga liggéey à distance. dëgg la waaw. mais terewul avion yi ñoo ngi dem di ñëw nit ñaa ngi tukki. variant bu yeewoo fii ëllëg nga fekk ko ci beneen réew. dëgg la. te am na yoo xam ne mën nañ ko éviter. oui. léegi bu ñuy xool affaire bi dañ koy xool d'une manière globale quoi. et puis nga xool aussi dëkk bi naka la tëddee. suñu doon ñëw suñu réew Sénégal. ñun dañu am suñu ay réalité quoi. dëgg la. mooy comme ay tànganaay yi ngay gis ni. ay gargot yi. waaw gargot yi. gargot yi ñu ni gars yi def ci gargot yi. toogaay bi ñuy toog seen ay plate. di wax. waaw di postillonné. muy dal ci plateau keneen. ñuy wàllante. oui. nga dem ci tànganaa bi la même chose nga dem ci forox caaye bi. dëgg la bu ñu agglutiné wër waaj yi. non dëgg la. tànqalikoo. gis nga nu muy mel. waaw. naan attaaye passante tasse. dëgg la te yooyu yëpp yéen nga xamante ni mën nañu utiliser ay tasse à jeter. waaw c'est vrai. nga dem ci ngénte yi ñu teg ay plate ngénte xew peu importe n'importe quel xew ñu teg ay bool. ku nekk dugal sa kuddu. boo daggee fii puus kenn teg même tasse bi nga wàll ko. ouais c'est vrai. xam nga. ouais yooyu yëpp dafa nekk yu nga xamante ni dañ ko war a xoolaat ñun ci suñu boor. ba pare beneen affaire bu am maanaa. mooy communication bi. parce que nit ñi tey gars yi koo waxal dafay gëmuma ko quoi. dëgg la. waaw foo tourné dañuy naan nit ñi foo tourné chaque jour nga romb ay nit doo leen sol masque. gëmuñu ko. alors ci communication bi aussi dafa am solo. ñuy wax ak nit ñi. di gën a dellu seen xel te wax du doy. dëgg la. wax du doy ba pare nag man dafa am lu ma gëm mooy un bon relais communautaire ce sont les écoles. écoles yi. écoles yi 5 minutes le matin 10 minutes le matin peu importe. ministère de la santé mën a def ay spot yu am maanaa. pour jàngal xale yi ñu adapté ko à leur environnement. ak nga xamante ni ñoom dañuy nekk relais aussi au niveau de la communauté. dëgg la. bu ñu demee seen kër bu seen yaay di dem xew ñu ne ko yaay. booy demee foofu bu fa lekk de. wala papa boo demee boo demee fenn bu ñuy wàcce kaamil su fekkee ni salle bi dafa tëju génnal léegi. bu fa toog de. xam nga fi may waxee. waaw. voilà genre yu demee noonu nga xamante ni sont nos réalités. xale yi porté ko ñoom it nekk ay relais communautaire comme ñu amee ay bàjjenu ko ak yeneen ak yeneen. absolument foofu tamit ñu gën a leen dooleel. voilà moi je pense que. dañ ko war a adapté ci suñu contexte social. absolument. ba nga xamante ni ku nekk di nga ci mën a gis sa bopp. dëgg la. ñu ne la booy dem tànganaa yóbbul sa taas. yóbbul sa taas way. booy dem ci gargot bi yóbbul sa plate. ñu tibbal la nga dem toog ci benn ruq nga lekk. way xale yi école boo leen génnee bu leen bàyyi seen masque yi. ainsi de des approches comme ça. dëgg yi nga xamante ni au moins dina mën a wàññi. waaw. chaîne de transmission parce que tey boo demee ci entreprise yi da ngay gis entreprise yu bëree ça va pas du tout. parce que Covid bi dafa baax a baax. absolument. voilà moi je pense que solution yooyu la ñu mën a andi léegi nag beneen contribution bi moo bëggoon indi. allez-y. boobu c'est au niveau de l'État. mooy que ni ñun dafa am lu ñu am mooy suñu pharmacopée. waaw tey boo demee en Asie boo duggee ci pharmacie dañ lay laaj ndax da nga bëgg garabu local fii. waaw wala da nga bëgg garabu pharmacie yu mag yi. alors boo demee Inde dafa bëri. ay garab yu nga xamante ni c'est à base de plantes. waaw ñun fii université on a beaucoup de thèses. yu gars yi def ci domaine yooyu. waaw ci ay recherche man dama doon ñaan état bi. mu renforcer. recherche. parce que ñun tey war nañu mën a évoluer génne suñu ay garabu bopp yoo xamante ni war nañu mën faj suñu bopp ci suñu pharmacopée. lu am solo la. parce que tey. soo gisee li xew tey Europe garab boo bëggee jënd tey garab dañ ko tëj. amatul ñoom dañu ne am benn garab waratul génn Europe. dañ ko bloqué. mais loolu dafa ñu war a wan ni que ni ñu nit. war nañu yeewu parce que gis nga man damay wax ni chaque fois Covid bi c'est une opportunité pour ñun ñu mën a démystifier. réew yu mag yi. dëgg la. parce que tey dañu toll foo xam ñu ñëpp ñoo am même problème. te Afrique moo am solution bi gën a rafet ah. ñu Sénégal liñ fi def fii benn dëkk def ko ci àdduna bi. donc ça veut dire que ñoom mais ëppale wuñ ñu dara. mais bu ñu xeeb suñu bopp. dëgg la. mais bu ñu xeeb suñu bopp nañ gëm suñu bopp ñun fii suñu pharmacopée bi
ay sa déem yi ngay dégg ay buy yi mais dafa am maanaam mais il faudrait que chercheurs yi. waaw xool na transformer industrialiser ko mën ci génne ci garab yu bëri dëgg la ay affaires yu nga xam ne dinañ mën fekk yeneen façon jàngoro sax yu dul yi. waaw yéeme na waaw mën na nekk. voilà man je pense que ñun foofu la ñu war a dem. trouver ay solutions yi nga xamante ni fii la nekk à l'université bii université ñu valoriser ko. absolument teg ay partenariat public privé. état bi génne xaalis. privé yi génne xaalis. ñu jàppale chercheurs yi. ñu mën a seet naka la ñu mën a industrialiser thèse yi nekk foofu. dëgg mën ci génne ay garab yu am maanaa pour sunu réew yi ak Afrique. mais mënul moi je pense que daal le salut daal passe par là quoi. mais mën a nekk parce que loolu aussi foofu ñu am autonomie foofu lay jaaree te foofu tamit il faut que tamit ñu libre côté boobu ndaxte gis nga actuellement le marché mondial ci wàllu produit yi fu mu ne nii daanaka les plus puissants ñooy xëccoo daanaka mbiri wala ñooy jël lu ci ëpp kon nag lii piste la yoo xam ni ñi nga xam ni ñoo ŋànk gi tamit war nañ si gën a mën a taxaw pour xool daal nu ñuy relancer la recherche actuellement. c'est important il faut ñu valoriser suñu chercheurs yi. oui c'est vrai. jërëjëf monsieur Diouf ñoo lay gërëm sant si moom nag waa spécialiste en sécurité waaw gestion sécurité donc kon dégg ngeen ko ci xalaat yooyu mu joxe kon nag foofu tamit nguur gi moo war a gën a taxaw ci côté boobu asalaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa man la Assane Gueye. Assane Gueye bisimilah foo ñu woowee. maa ngi lay woowee Dakar. bisimilah sëñ Assane. ñu ngi ziar ñu ngi rafetlu waxtaan bi. jërëjëf. sëñ Moussa boobu léegi ñu lay teewlu daal di fexee dugg mu xawoon a jafe mais sant yàlla rek. ñoo bëggoon joxe suñu contribution par rapport à la situation. dëgg la ñu ngi lay déglu. gis nañ ne mbas bi nii ñi nga xamante ñooy docteur sax ñoom cas yi daf leen a jaaxal. da leen jaaxal kay. voilà parce que ñoom boo xoolee léeg-léeg li nga xamante ne mooy moom lañ jàng appliqué nañ ko yenn consignes yi joxe nañ ko. mais nit ñi ba tey daanaka des na. gis nga soo wàccee fi mu ne nii pour ñibbi yow sa kër. ci arrêt bi presque da nga fi duré plus de 2 heures de temps oto bu ñëw ne bu fekkee da ngaa nekk poste Thiaroye oto bu jógee côté Rufisque su ñëwee. mu ne moom Pikine lay yam. waaw. Pikine léegi arrêt boo gis day fees dell. tata yi nga xamante ne bus yi nga xamante ne état beek moom. 15 heures mu wàcc. oui. 15 heures mu wàcc léegi nit ñi nag naka la ñuy def fokk ñu renforcer dugg si biir oto yi di njëkkalante. cas communautaire yi foofu la njëkkee loo ñu war a xool situation daal di réorganiser waat système bi. naam di mbirum transport bi. man dama remarqué ma su ma wàccee man su ma jëlee sama doom bu ndaw bi nii nga xam ne dafa am 6 mois nii rek. damay sentir ne quand je l'approche damay su ma àggee damay dem si toilette ba raxasoo eau de javel raxasoo ba mu set wecc. mais su ma ko jëlee rek damay sentir day tissoo li 2 fois. ma ne yaa kon affaire bi am na affaire boo xam ne yaa quelque chose. te xam ma si laa ko jëlee damay dugg si oto yi jàpp ni comme ni nga ko waxee léegi je vous ai entendu tout à l'heure jàpp ni si baar yi su wàcc dem sama kër ñibbi. teew dinaa def li docteur yi wax dinaa jël masque def sama kanam. dem bu mu accès naa raxasu ba set wecc xale dama naan bu ma kenn jege. dugg si toilette bi nettoyé ba set. balaa ñu laa gàttanu waaw. balaa ñu may gàttanu raxasu ba set wecc ñu jël sama bébé bi am 6 mois. mais damay sentir parfois day pistolet di ma xool. mais xam man loolu xamul lu mu doon. yéeme na de waaw. léegi nag ma bëgg a waxaat ne cas communautaire di gën a bëri mooy lenn. damaa xam loolu nag yenn solution lañu si wut nag. dañuy gis xam nga ñun daanaka ñu ñëpp ay common town ne Dakar boo xoolee ñi fi dëkk bëriwul. waaw dëgg la. léegi nag ñu daan dëkk si benn logement boo xamante ne appartement yi premier deuxième troisième ba jëm kaw. mu am kenn koo xamante ne récemment am na cas boo xamante ne man am na fu ma koñ ma dëkk nii. dañ constaté ne kooku dafa am corona. te pourtant suñu dëkk dafa am ñu nekk ci kaw di wàcc di romb si escalier yi. di dem seen yoon. ñoon dañuy nekk ci bois yi nekk ay commerçant. mën nga nekk beneen secteur boo xamante ne da nga recevoir. clients yi. léegi nag clients yi fi lañ koy jëlee dem seen cas communautaire foofu rek lay mën a amee. bu ñu defee analyse. ki ko jël da koy jëlee si benn kër du moom du ko xam dem toog si benn endroit boo xam ne di recevoir clients yi. di jaay di delloo. cas communautaire loolu rek moo koy joxe. dëgg la. loolu kese la moo xam ne damaa xamul nag soit ki nga xamante ne moom mu ñëw virus bi di dem ak moom te xamu ko. wàllu ko ñeneen. naka la ñuy def daal mais c'est compliqué. moom daal yal na yàlla dolli ñu sutura rek. waaw jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf ñu lay gërëm sant sëñ Assane Gueye ci loolee mu wax tamit lu am solo la ñu ñuy wàccee rek dem ci kër yi surtout nag raxasu bi ndaxte léeg-léeg nga toog ak jokkoo ak yenn borom xam-xam dañ la wax lu ne nag raxasu bi nag mu am na ci solo trop. waaw wala solution kii gel bi donc yooyu tamit am na ci solo trop bien vrai que masque yi baax na waaye tamit léeg-léeg nga jëfandikoo yoo xam ni. daanaka daal mbir mi moo ngi ca kon nag raxasu bi tamit da ci am solo bu koy gars yi di fàtte kon nag lu am solo la boo waaw lu daal nañ si taxaw rek boo luy ñëw nag après daal di ñëw. asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa. naam. na nga def. maa ngi sant.
Imam Diogo. Imam. Diogo Diallo. ah Imam Diallo ñu ngi lay ziar bisimilah. ngeen def saa ñu nekk siyaara. ñu ngi lay delloo ziar lu bari. alhamdulilah baraka Thiam. ñu ngi lay ziar lu bari Diallo. Thiam jërëjëf Thiam. jërëjëf Diallo. alhamdulilah ma ne li Souleymane mu wax ci pharmacopée bi. waaw Souleymane Diouf. kon dëgg de. dëgg la. man am na temps boobu de temps yële boobu sax corona bi ñëwagul. am na sojoon soñ bu métti sama doom jëndal ma façon garab bu ne. waaw. mais bi ma demee ci pharmacopée ñu jox ma ngeer ak kii ma naan ko. ba léegi ni maa ngi nii def ma dara. ah. wallahi laa waaw ba dañ complètement. dëgg la waaw xalaat la loolu. waaw ay ngeer ak ngi fii. ma nga pàcc ñu bare. ah loolu nag moom gars yi war nañu koo xam. waaw am na benn masiti leen à l'époque. benn góor gu ñu fa daan wax sang mbay. waaw. ma ngi leen kan cantine foofu mais gaañu na ndeysaan digg naa doomu yokk ba remplacé mais gis nga kooku. loolu la ma saan jot da ngay ñëw expliquer la comme bu composé ren jox la bokk naa leen say ndox ak say. dëgg la mais docteur yi léeg-léeg ñoom ñu xaw a bañ loolu daal ma ci wàllu composition bi parce que mën nga. waaw la yeneen kii yeeg yooyu xam naa loolu tax. xam naa loolu waaw nanguwuñ ko lu bari ak yooyu. waaye amoon daal ñoom benn projet. waaw mës nañu fi jël Mballo Dia Thiam ñuy expliquer ci fànn woowu. ci lëkkaloog médecine traditionnelle bi ak. maanaam médecine moderne bi waaw. waaw war nañ dinañ ko xoolaat daal fu mu toll ci mbir moomu incha allah. xam nga ñi ci xamul dara dañ ciy dugg yàq affaire bi encore. dëgg la waaw léeg-léeg mu am ñu ci dugg ñoo xam ni. waaw xamuñu ci dara. voilà xamuñu ci dara voilà xamuñu ci dara dëgg la mais man li ma la rappel bi ma nekkee daara. yu nekkee daara ay côté 59 ak yooyu côté yooyu. est-ce que macha allah booba taa ñun bu ñu mosaan gaañ ci àll bi suñu paa yi ñu daal faj. duñ dem ci passé. dëgg bu doon léegi tey jii dañuy deeti ko ci kii ñu ko fàtti ñu ko boo bëgg a pikiru kii tétanos waaw. booba ñoom paa yi am na ñu ko daan defee ci xob yooyu. tétanos doo am tétanos. biñ nekk taalibe. waaw dëgg la de. waaw bu njëkk bi yaay. man demoon naa ci àll bi taxan yi benn dëkk jàmm ba sànq njëkk. est-ce que. mais dañ ko dindi sa waay xaw ma am na daal ñu ko def faj ma te bu doon léegi si damay tétanos. waaw loolu lu wóor nga. ci pharmacopée bi la ñu ma faje. waaw jaay waaw loolu de dëgg ñun foofu rek ñu daal faje parce que boobu dañuy jegewuñ sax fu ñuy faje. parce que boobu ci àll bi. doo gis sax poste de santé. boobu poste de santé teewul. waaye ñu daal faj. dëgg la foo ma sa gaañu ak loo ma sa gaañu. ñoom na lay faj. dëgg la. pharmacopée dëgg la de c'est que li ma la wax lañ ko xamul lañ ñoo ci dugg. waaw ñoo ci dugg léeg-léeg ñu def ci yoon. waaw ñu ko xamul dañoo ci dugg. jërëjëf bu dee affaire oto yi bu dee affaire oto yi ko góor gu mu dégg wax na dëgg. man bi affaire bi am na sama doom dama ne bul dugg ci car rapide bul dugg ci benn taxi la may jox. dëggu taxi. est-ce que. mooy déplacé dëggu taxi la may jox. waaw c'est macha allah waaw. wax la dëgg surtout ñun paa yi daf ñu war a moytu car rapide yi. ak jaga njaay yi. vraiment. waaw yéeme na jërëjëf. yéeme na koy Thiam jërëjëf waay Thiam. ñoo ngi lay gërëm sant Imam Diallo kon. jërëjëf nuyu ma sama xale bu baax boobu Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo waaw incha allah rabi Ibrahima Diallo ci Sud Quotidien. voilà la ñoo demaloon Makka moom. waaw dëgg la kay yéen a demaloon Makka Ibrahima Diallo mu ngi Sud Quotidien. xale bu baax wax. jërëjëf walaay ku baax la ku yemb. bu ma ko xamoo ci dara. macha allah walaay ko dama koy ñaanal surtout bu ñu demee Muna di mu nañu foofu toog. ndeysaan walaay. Muna di daal di topp mag ji Ibrahima Diallo dafa baax. jërëjëf. jërëjëf Thiam jërëjëf Thiam amiin waay. bu la ñu fàtte ne ñaanalaat ñu moom Makka moom dem fa benn yoon arrêté moom neexul dara waaw ñaanal leen ma rek beneen ma demaat beneen dama njoon moo ngi reede d'accord ñu jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 ñu xool keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98. waaw ñoo ngi wax ci lu point essentiel bu am solo kon nag ci pharmacopée boobu ci non gën a renforcer également la recherche à ce niveau je pense que ne xam naa ñoo ngi ci waaye tamit teewut fii mosoon nañ fi dalal tamit Mballo Dia Thiam bi nga xam ni moom tamit syndicaliste jëm ci wàllu maanaam santé bi ñu ngi doon waxtaanee ci li ci jëm maanaam nu ñuy allier lii di médecine traditionnelle bi ak médecine moderne bi pour nag rek gën a waaye nag xam naa daa fekk ni moom jamono ji feebar yi xeetu feebar yi ñuy fi nekk nag moom daa
day dër kiis ba tax nii loolu il faut que ñu songandoo ko waa nag ba tey du ñàkk xam naa yeneen jëmi jamono ñu xool nag projet boobee fu ñu toll ci mbir moomu ndaxte ñoo ngi ko doon naal da ci doon waxtaan di ci jëmi li pexe daal 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk ci ligne bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. maa ngi sant bu baax. tur bi ak fu ñu woowee. maa ngi lay woowee Medina maa ngi tudd Jibi Seye. sëñ Seye bisimilah Jibi. da ngay tey. alhamdulilah. man ci sama jàngatu bopp. bi ñu defee couvre-feu dafa mel ne ci la affaire bi gën a dana ndaxte nit ñi njëkkante bi ñuy njëkkante bu heure. waaw. bu 19h jotee wala 20h balaa ñuy. njëkkante boobu nga yaakaar ne est-ce que bokkul affaire yi. waaw mën nañ koo xool de. waaw mën nañ ko xool boo xoolee xam nga tamit nag nit kiy liggéey. koo xam ne xam nga yow mi nga xam ne si yàlla mën na la teraanga. da yor sa oto nekk ci condition yu baax boo jàppee ni Sénégalais yëpp yow noonu la ñuy fonctionner parce que yaa ngi nax sa bopp am na ñoo xam ni li ñuy dundee dañuy xëy wuti jóg. waaw. non loolu kay biir na ñu bari waaw. waaw kon boobu kon ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi. balaa ñuy jël benn dogal ci askan bi. war nañoo jàngataat. waaw. ay yi ñuy jël mesures yi ñuy jël. parce que boo xoolee parfois nga jël mesures yoo xam ne boo xoolee da ngay yaakaar da ngay defar mais da ngay gaañ. waaye nit lañu rek nit moom day xalaat mën ngaa juum ci xalaat dara waaye nag teewut ngay jël di joyanti ndaxte jël nga xalaat bi baaxul. waaw mais boobu ba léegi ñu ngi jël. waaw affaire yi di yokk. di waxuñu dara ci couvre-feu bi. waaw war nañ ko xoolaat. war nañ ko xoolaat. waaw parce que foofu tamit foofu war nañ ko yóor na lu bari. boo xoolee googu ni moom. ndaxte yow boo xoolee dañuy deuxième vague bi li muy am. li muy kii. li moo ëpp daal première vague. waaw bu dul fekkee nag. xam nga tamit nag affaire bi daal luus quoi. te fii déggal nga fi ñu naan lan doomi ministre yi ñooy jaay masque yi. ab docteur sax moo taxaw ci tere yi wax. waaw ñooy jaay xam nga yooyu yëpp am na affaire bi li ci laxasu daal kenn mënu ko xam. waaw yooyu walaaw alam. waaw loolu amul daal yéeme na parce que parfois daal. xaw ma ñun suñuy njiiti réew yi ba pare tamit ñun ci réewuñ dara. ñun jéemu ñoo defar lu ñu faj. dañuy xaar pour ñu defaral ñu faju. waaw te ñuy defaral am na ci ñoo xam ne amu ci ñoom confiance. waaw. waaw loolu daal yéeme na. yéeme na trop yéeme na trop wax dëgg ko yàlla. war nañoo mën a lii nag mbas mi nag war nañ cee mën a jóge. ñu xam bu baax fi ñuy teg. dëgg la am na solo am na solo. waaw créer loo xam ne ci ëllëg si biir. ku ñu yóbbu ñu dem. ku ñu yóbbu ñu dem ak suñu bopp. waaw loolu de bëgg nañ ko. waaye toppee rek. waxee ñu naan intellectuel man ana intellectuel boo xam ne ci defoo lu dul takk karawaat costume mu ndax nit ñi loolu mooy intellectuel. kere woo sax benn aspirine bu mën a faj nit. ñun suñu docteur yi africain yi am nañu ay fajkat nañ leen dooleel. ñu faj parce que am nañ ci ñu mën a faj. ñu seppi ñi nga xam ne si bokkuñu ci. ñu seppi leen tege leen na leen mën nañu leen a segg. dëgg la état mën na loolu. dëgg la waaw mais ñun jël créé quoi. dëgg la tamit dëkk boo xam ne si yow da ngay consommer rek. Afrique bi ñoom consommer rek benn président rek moo fi liggéeyal dëkkam. muy Paul Kagame la xoma kooku dëkkam bi boo ko gis macha allah. kooku moom man dama fier sax pour mu nekk africain quoi. dëgg la jërëjëf. mais xoolal yeneen pays yi ci def yëpp consommer rek la ñuy def defuñu dara président yi nga gis nii tubaab yi lañ ci nekkal. waaw gars yi seen bopp tubaab yi seen doom. jërëjëf. xalewul man fa ma dëkk ñu ngi ni problème mu tali lañ am. d'accord incha allah depuis 1935 ba léegi. d'accord ñu ngi jooy ab tali. xam naa mënu ñoo fexe ba mu baax. d'accord incha allah dina baax bu soobee nañu xam na état yi ges te liggéeyal seen askan faluñu leen. pour ñoom ñuy gundaan ndaat. dañ leen a far pour ñu liggéeyal askan bi créer dara bokk. wax ma fi président ban moo fi créé loo xam ne ci lan lañ fi créé. te lépp lañ leen jox lépp ay milliards lañ leen jox ñu war a gouverner. war a mën a créé wuñ dara. jërëjëf sëñ bi. waaw te ku ñu xam ni yow yaa ngi gor seen i tànk ñu bëgg la sàkkal pexe. jërëjëf loolu beneen débat. waaye nañu liggéey waay. jërëjëf ñu Afrique nañu liggéey te bàyyi yooyu ñuy def tubaab yi dañoo liggéey seen réew yi. waaw ba nit ñi daw di suñ doom yi dee ci géej gi. dem dañoo yaakaar ne teraanga bi foofu rek. dëgg la moo tax mais nañu liggéey nañu créer dara quoi. waaw am na solo trop. waaw jërëjëf gërëm nañu sant ku baax ci
waxtaan wi xam naa nag dañuy jël kenn rek wala waaw dernier auditeur kon ñu amoon kon waa si am na ku nekk si ñu daal di koy dalal rek asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. ñaan. ñu ngi lay nuyu waa di rafetlu émission bi lool. jërëjëf kooku. bëgg Fallou la di woote Italie. waaw sëñ bëgg Fallou ñu ngi lay gërëm bisimilah. waaw yàlla émission bi de man ni ma ci déglu daal wuute naa àll yenn émission yi may déglu daal ndaxte daal. émission bi daal moom wax dëgg yàlla moom day jàngale tey nit ñi dañuy wax seen xalaat te xalaat bu rafet la ñuy wax. waaw man daal rafetlu naa seen émission daal wuute naa ak yeneen émission yi nga xam yi dañuy taggaatee ak gërëmaate rek. waaw comme Adama Ndione ngi foofu sewet nag moom dina xam li ma wax moom. amul solo ñu bàyyi yooyu amul détail yoo amul solo. amul solo incha allah rabi ku nekk na wax waaw incha allah rabi ñu ngi lay gërëm sant ci intervention bi kon ci loolu ñu nuyu ñëpp waaw kon nag ñu ngi nuyu suñu xarit waaw suma xarit kooku moom suma xarit la sama turandoo Mama Moussa Niang donc ñoo ngi waaw suñu Coulibaly ak Tafa. waaw kon nag waaw ay techniciens ñoo ngi ci RTS waaw ñu ngi leen di nuyu. di leen gërëm di leen sant kon nag ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo xam naa waxtu wi xoj nañu Assane ñu jël kenn rek wala ñu daal di njëkkati jotaay bi waaw kon nag ci ñu nuyu leen bu baax a baax suñu xarit yooyu nekk ci RTS waaw Mama Moussa Niang ak Coulibaly ak Tafa ñoom nag ñoo ngi ànd ak ñun si émission bi waaw Mama Moussa Niang borom sama professeur ci wolof gi jërëjëf kon nag boo beneen jotaay waaw ñu dig leen daje incha allah ci beneen waxtaan fii ci seen rajo Sud FM kon nag am na ku kii de waaye nag nañ ko jël rek Assane ñoom ñu jàpp asalaamaaleykum. ñu ngi leen di ziar sëñ bi. ñu ngi lay dellu ziar. ñu ngi leen di woowee depuis Bamako quoi. Bamako waaw mbokk bi na nga def. waaw ñu ngi rafetlu waxtaan wi loolu am na solo trop vraiment. jërëjëf sëñ bi. maanaam premier point bi nag maa ngi gërëm vraiment suñu médecin Sénégal yi. waaw. ñu war a delloo njukkal lañ. vraiment liggéey bi mu commencé ba léegi gis na niñ ci taxawee. sonn nañ lool. ils ont fait tous les moyens pour faire possible quoi vraiment. ñu war a remercier lañ. dëgg la kay dëgg la. waaw vraiment Sénégal nag xëy na yu ci bëri dañuy toog Sénégal duñ génn duñ gis lu bëri. mais vraiment buñ génnoon ba gis. li xew ci yeneen dëkk yi Afrique gi ñu jege. ba gis li xew. danañ xam ne vraiment Sénégal ñu ngi def liggéey bu baax a baax ci mbas mi. ah oui. allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. waaw. fii ñu nekk sax ñun fii ñu ne. dañuy woo ba nañ vraiment seen état bi Sénégal li ñu liggéey ci mbas mi gis nañ ko. ñëpp duñu ko leeral ñun ñu nekk fii nga xam ne newuñ sax Sénégal. duñu ko wax ñu naan ñun li ngeen gis. waaw fa muy wootee sori kon nag suñu mbokk yooyu wootee ca Mali ñu ngi leen di gërëm di leen sant kon nag mënuñoon ñàkk jëleen peut-être waaw suñuy compatriotes la ñu nekk fële ca bitim réew ñoom tamit di suivre bu baax luy xew Sénégal ndax yitteel na leen lool. kon mbokk yi xam naa boo beneen daje rek sur seen rajo Sud FM kon nag waaw xam naa maama moo ngi ci tournée bi jërëjëf kon nag ci beneen yoon ci waxtaan wi ci li nga xam nag moo di seen émission lu ci xam di leen dig daje incha allah ci beneen waxtaan sur seen rajo jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo gërëm bu baax ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi doon teelu ak ñu doon bëgg dugg te jàppandiwul